طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. طهنك ربي والاستهانة لبك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد. bokk yi ñuy seetaan te di ñuy seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci ajuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baal àq di am yéene bu sell pour ànd ak yéen tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñoo ngi fas yéene ànd ak yéen ci al jarimatul xuluqiya al luwaat maanaam jikko ji gën a bon ci àddina dellu gannaaw gi gën a bon ci àddina mooy góor jigéen booy natt njolaxtani mbon yi ngi am ci góor jigéen dara tolloowut ak moom ndax mbiram góor jigéen yàlla walbati na ci aw xeet këpp leen ci biir kon góor jigéen dara tolloowut ak moom lu bon moom lu bon rek lay tekki waaye am na lu gën a bon mu doon nag coow loo xam ne fan yi lëmbee na Sénégal yépp coow li bari lool diggante waxkat yi bindkat yi waykat yi ñëpp a ngi ci ba mu dem ba yegg ci sax coow juddu woon ci bañ ne am na imaam ci imaam yi bu ñu war a yóbbu ci yoon ngir góor jigéen am ay kuréelu imaam yu jóg seq ci ay jéego amit ONC bu ñu tuddee ONC Jamra seq ci ay jéego imaam bi nga xam ne moom la mbir mi concerné wanoon ne kum ci mën tikki doon délégué la woon mu indi ay coow yu bari wolof nag dañuy wax ne nañ ko def ju ne nañ ko wax a koy jëkk ñu ne woon nag amuñ ngànt ñàkk cee waxtaan faw ñuy woo ñi nga xam ne almaaniina bil amri ñi mbir mi intéressé ñu waxtaan ceeg ñoom ñu leeral mbir mi lañ ca mën a leeral la ca des xel yeggale ko bi loolu amee ci lañ contacté Maam Makhtar Gueye tudd Maam Makhtar xam ne Jamra la ci la nekk yegg si na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masaw ci coono déplacement yi mu comp ci jotam wuy si ñi fas yéene dékku suñuy laaj fas yéene leeral li nga bëgg ñuy bëgg mu leeral ko ñi contacté woon it Babacar Mbuub pour mu waroon a ñëw bokk ci jotaay bi mu joxoon ñi ku ñuy wax Adama Mbuub ne mi ngi ci yoon di ñëwee seegul imam Makhtar Kanté ki nga xam ne lu dee ci rëbb yàlla ak naat coow li imam Makhtar la moom it ma nga ca jumaay point 1 fa lay jiitee danañ jokkoo ak moom pour mu jéem a dugg ci jotaay bi soobee yàlla mu am loo xam ne dañ ko koy laaj buy déglu jotaay bi di ko seetaan it lu mu ci d'accord ñun mu saxal ko lu mu ci weddi it mu saxal mu dekk leen mais ki nga xam ne moo jot a teewaale ci jotaay bi mooy Maam Makhtar Gueye waxtaan wi nag ñu ngi ko bëgg a dooree ci xamle lan mooy góor jigéen nan lay manifesté woo ci yan façon lay nekkee beneen bi bëgg nañu xamit jeexitalu góor jigéen ci société buñ demee ba xam ne góor jigéen am na ci biitab société lu muy jeexital ci jikko yi ci doomu aadama yi bi ci des am na ci bindkat yi ak gëstukat yi bari gis ne góor jigéen seen doole yu ñu mën di am ci àddina gaa yi ñu tuddee ay droits de l'homme participer nañ ca waxuñ ne lépp ñoom la waaye participer nañ ci ndax dañ leen protester du tur ndax wér na wala wér beneen bi mooy Maam Makhtar mi ñu seqat jotaay bi mi ngi nekk ci ONG Jamra ONG Jamra am na nit ñu bari gis ne Abdou Latif Gueye rahmatullahi alayhi mooy ki ko jiite woon ñoom ñu bokkoon nekk ak moom ci combat bi dañoo gis ne bi fi Abdou Latif jógee ko fa mel ni Jamra dafa dévier wér na wala wéru mais tunga ne du teew ñu natt ci takk ndeer Maam Makhtar a ngi fi tey Maam Makhtar gannaaw bu ñu la nuyoo siyaare la balu la ak baal la ak te defe naa tey mooy suñ premier jotaay ak yow surtout ci émission bi ñu tuddee ëttub lislaam surtout tey sax émission bi mi ngi dugg ci juróomeelu atam tey mooy premier émission bi ñu ci war a def ñu bëggoon boo nuyoo bokk yo pare ñu jox la laaj bu njëkk bi nga leeralal ñi lan mooy góor jigéen ak yan façon góor jigéen ak nan lay manifesté wu. waaw jërëjëf oustaz Mouhamadou bi tey xëy na man ci sama jëmm ji ñàkk solo ji mooy suñu premier jataay waaye yow sa wàllu bopp am ngay jataay yu dul jeex ak Jamra ak Abdou Latif Gueye. Abdou Latif Gueye am nga fi jataay ak Bamar Gueye suñu mag Bamar Gueye lépp rek nga seq ak ñoom laaj ak tontu ci lii jëmale askan wi kanam
kon nag oustaz Jamra du gan ci kër gi bu ma yeboone sax ci la ñu bokk waaye itam du ma mën a ñàkk masalu coono suñuy am di jàmm suñuy xarit ginnaaw coow li lëmbi woon réew mi te ñëpp dégg ko teg ci seen bët ndax far moo metti soppetam moo metti ndax ka nga sopp lu ko dal rek dafay mel ni yow la dal kon ñooñu la ñuy jëkk baalu ak masul leen coono te di leen fàttali ne rek kenn du nekk di jihaad ci yoonu lislaam te doo jànkoonteeg ay nattu ak i jafe-jafe ginnaaw ñooñu mënumaa ñàkk béral nuyoo kilifa kër gi ak i collaborateur am jaare la ko ci yow nga mën ko tasaare ba ci planton bi ci gën a modeste te bañ a fàtte nag évidemment téléspectateur RDV particulièrement fan su émission ëttub l'islam yàlla nañu yàlla may kon dégg ak topp ba laaj ak tontu yi ñu fiy seq ñu dégg fi ay kaddu yoo xam ne dinañu mën a jariñu ñun ñëpp waaye oustaz yàlla dafa dogal wax naa ko sànq boo jógee di xuus ngir wut ngërëmal suñu borom ndax bi Abdou Latif Gueye di sos Jamra ak yi ñoom Iba Der Thiam ñoom it Madické Niang ñoom it Ablaye Diop Makhtar ñuy ay membre fondateur Jamra dañ koy fàtte toujours ak Alhaji Abbas Gueye suñu baay bu tedd bi ba ñu koy sos dañu waatante woon ci alxuraan ne dara duñu tax a jóg dara taxuñoo jóg dara du suñu itte dul sàmmonte ak li tubaab di wax triptyque bi fii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ndax dafa newoon jullit ginnaaw boo matalee juróomi ponk yi shahadaat bi lay dugal ci diine ji moo xam nga biiral ko jóge ci feneen fu bokkul ak diine l'islam mu nekk sa passeport pour dugg ci diine ji waxtu wi juróom joxe asaka woor weeru koor ak aji màkk bu la ko sa santé ak sa koom mayee Seydina Muhammad ne ginnaaw loolu liy mottali seen njullit mooy ngeen taxaw ñetti taxawaay loo leen gis te muy lu bon loo leen gis te muy gàkkal malaanu l'islam te muy injustice d'une manière globale na ngeen jóg yéen jullit yi ngeen opposé wu ci fi yadihi la wax par l'action su jàppandiwul fi lisaanihi nga wax fu jàppandiwul fi xalbihi fi xalbihi nag nee nañ c'est le dernier degré de la manifestation de votre foi en Dieu kon nag ñett yooyu boo sàmmunteel ak moom Seydina Muhammad reconnaître ne bokk nga ci askanam kon nag ñun Jamra ci loolu la ñuy góorgóorlu laa wax parce que matal ko lu jafe la ba tax na ba ñu jotee suñu récépissé li tax ma duggee nii dama koy tënk sax ndax xaju fi man boobu sax li ma gënaloon nga bàyyil ma ko ba ma ñëw ci question Jamra bi la gars yi interpellé ci yu bëri waaw d'accord ma bëggoon nga duggal ma ci leeralal ma góor jigéen mooy définition góor jigéen noo ñu koy mën a joxelee ci waaw loolu psychologue yi gëstu nañ ci neurologue yi gëstu nañ ci donc psychologue mooy ñi nga xam ne seen xel màcc na ci xam fonctionnement wu xelu doomu aadama baatinu doomu aadama ba doomu aadama bu defee nangam sabab ba lan la ak bu bañee nangam sabab ba ci biir xelam lan la mooy psychologue yi sociologue yi nga xam ne ñoom ñooy gëstu tooginu doomu aadama ci penc mi maanaam la vie communautaire neurologue yi nag gëstu nañ ci waaw neurologue yi ak surtout les psychanalystes mooy ñi nga xam ne nag comportement doomu aadama ak la nga xam ne moo ko lalu ci loolu la ñu gëstu alors ñoom wax nañu ne ci ñi nga xam ne dañ ko judduwaale parce que am na ñu ko judduwaale góor jigéen waaw nasaraan yi wax nañu ne du Jamra ko wax waaye ce sont les études scientifiques neurologiques et hormonales alors ñoo xam dañuy wax ne am na ñoo xam ne bu ñu juddoo dañuy am différence entre hormone mâle ak hormone femelle hormone nag ay ferñeent yàlla def ci doomu aadama yoo xam ne mooy conditionner suñu comportement par exemple bu ñu demee ba egg ci âge bi tubaab di wax puberté wolof di wax mooy âge bi nga xam ne yaa ngi commencé xàmmee sa nijoor ak sa càmmoñ et gis nañu ne sa hormones yi bu dee aw nañu yoon dafay commencé di conditionner sa melokaan sa waxin sa doxin soo dee góor baat bi gën a xuur
jékki-jékki yi di ami sikkim jékki-jékki di am kàttan ak forme góor ci waxin bi ak ci doxin bi su fekkee jigéen nga hormones yi ñoo lay conditionné baat bi sew nga xaw a ragal ndax jigéen dañu xaw a ragal ak i tamit ween yi di génn et cetera voilà nee nañ nag am na feebar boo xam ne ci nit ci ñu ko judduwaale hormones yi bu déséquilibre amee rek donte le da nga nekk góor am sàkkara góor da ngay jékki am comportement féminin voilà loolu waraloon nag suñu maam yu baax yi donte le science neurophysiologique bi eggul woon fii mu egg waaye ñoom amoon nañ njortes ni nit ki kenn du ko juddu mu gane si àdduna rek nga bàyyi ko ak sa gom moo tax ñun ñëpp dund nañ ko léeg-léeg da nga daan nekk tout tànk te xale xamul dara dafa rafet njort par définition nga daw toog ci sa ay sœur wala sa ay cousine di fo ñu yore seen i poupée di fo suñu bàyyi yi nga xam ne ñu xarañ lañu ci yar dañu la jógeel foofu ana góor ak jataay jigéen jóge fi léeg-léeg nga jékki itam ñu xool la observé la nga dugg ci kër gi di am nooy doxee mu ne dëgëralal sa doxin góor du doxee nii wala léeg-léeg ngay wax ñu ne dëgëralal sa kàddu kon ñun yàlla mayoon nañu ci suñu société ay façon yoo xam ne teel nañu jël ay matuwaay pour que nit ki ni la yàlla binde nga mel noonu mooy ci loolu nu la yàlla bindeewul nga sori ko voilà ñi nga xam ne nag dañuy jur doom rek bàyyi sànni alors bokk na ci luy jur un comportement de travesti c'est-à-dire yàlla bind la ne la diw nga ne la bayk mu ne la bind parce que yaa ngi wax waxi droit de l'hommiste dafa am bés ma doon ci xuloo suma benn doomu ndey droit de l'hommiste mu di Seydi Gassama bu Amnesty Alioune Tine da mës naa ci werenteeg moom amicalement ma ne mun leen di bàyyi di wax naan ngóor jigéen orientation sexuelle la bàyyi leen loolu ngeen di wax nit bu réeree da nga koy xam ne da nga réer nga tàllal ko une main fraternelle ñoddi ko mu jóge ci lëndëm ñëw ci leer mais bu ko encouragé ci li mu ne naan ko non non c'est pas grave c'est une liberté d'orientation sexuelle ma ne ko yow Alioune Tine yow Seydi Gassama suñu boroom ci mbaaxam ak yërmandeem bindal leen yéen ngeen nekk góor nee la Alioune Tine nga ne labayk Seydi Gassama nga ne labayk mu ne bind naa leen ngeen nekk góor nga ne ko d'accord ma loolu orientation sexuelle la loolu c'est de la déviance sexuelle moo tax suñu boroom rëbb ñooñooy ñi nga xam ne dañu bëgg jalgati ay sartam parce que ay sartu yàlla la bu dee dafa bind kii nekk góor sartu suñu borom la bu dee dafa bind kii nekk jigéen mais troisième genre amul looloo tax bi Macky Sall di génnee le projet de réforme de la constitution en 2016 ñun Jamra dañu voté contre parce que affaire u genre bi mu ci dugal loolu moom la ñu d'accordul moo lëndëm suñu xel alors kon nag góor moo am ak jigéen Mame Matar diggante bi amul bu ma la déggee mel na ni feeñal nga ne góor jigéen nit dana ko judduwaale judduwaale gi mooy daf koy juddu mu mel ni am na lu nekk ci ay hormones am hormones yu nekk ci moom yu dominé yu dem ba sim yàgg mu dominé fés te hormone mooy conditionné comportement doomu ma ñëw kooku monde bi yëpp d'accord nañ ci man nga ne kon dana am mais wane nga it jur sànni dana ko waral jur sànni waaw jur sa doom te toppatoo woo ko boyal ko bàyyi ko ci mbedd mi dana tax mu dem ca lu ñu mel nga joxe ci misaal na suñu maam yi barki déem booy njaay dañ daa séparé góor la jigéen la dañ daa dàq xale toujours na le toogaayu jigéen du toogaayu góor ba tax na góor bu ñu ko daa feeñ muy bëri lu muy toog jigéen dañ xam ne yaa ngi mel ni góor jigéen voilà ba tax na góor ñu bari daan nañ leen ci yaar ci lu ñu mel bay léegi sama la déggee kon mel na ni danañ ko judduwaale danañ ko yaree nit danañ ko boyal ci mbedd mi it kon toppatoo ko ba mu jël ko ndax nit dana ko doon ci par colay ci par colay yére alors ginnaaw ñi nga xam ne dañuy juddu am un déséquilibre hormonal te donte le góor la ñu am tous les attributs masculins am sàkkara góor et cetera hormones féminins yu dominé ba ñuy am des tendances féminines ginnaaw loolu am na ñu ciy dugg par mbon am na ñu ciy dugg ndax dañu nekk dans un milieu ñu intoxiqué leen yàq leen ba ñuy nekk des travestis c'est-à-dire tàmbali ci col parce que col départ la alors ñooñu ils sont impardonnables parce que ñi nga xam ne dañuy juddu am tendance féminine mën nañ leen a faj mën nañ leen a toppatoo waaye ñii sax ci jikko ju bon moo leen ci dugal foofu damay def parenthèse bu ndaw xam nga Amérique Angleterre
ñun ñëpp bañ nekkee xale seetaan nañ film bi ndax tourné nañ ko dans plusieurs versions film yooyu di nettali mbirum Jacques l'Éventreur. Jacques dafa judduwaale am tendance u rey nit particulièrement ci jigéen la ko yàlla xiir moo tax ñu tuddee ko serial killer le tueur en série. carrière am bu dee mën nañ ko tuddee noonu bopp na fanweeri jigéen ñu ko deful dara nga guddee wàcc rek mu dajeek yow ci mbedd mi rek rey bu ñaaw nag leen di rey ndax poignard la daan yor Jacques l'Éventreur. waaye kooku gëstukat yi ba ñu ko gëstoo nee nañ daal ba mu nekk xale baayam da doon maltraité na yaay ja dégg nga ou plutôt ndey ja moo ko doon maltraité di maltraité papaam fa la jógee bañ jigéen moo tax fu mu gis jigéen rey rek la koy bëgg a def waaye loolu du lay pour ñu ne lii mu nekkee garaawul ndax lii moo ko waral du lay dañ ko war a teg ci yoon dañ ko war a toppatoo war ko fexe ba génn ko ci loolu alors ñi nga xam ne tam dañuy juddoo des tendances homosexuelles du lay voilà moo tax éducation am jox naa la colaay bi laa wax ndax nit mën na doon góor jigéen pour colaay parce que lu tax ma laaj question bi yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñun mooy suñu référence dañoo jàng mu wax ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku niru la aw nit ci ñoom nga bokk ndax kon nit danañ ko mën a jàpp calculer ne jëmu jikat góor jigéen la ala asas ne colaayu góor jigéen lay sol non seulement ci hadiis yi waaye ci téeram bu tedd ba alquranul karim suñu borom ñoom ñëpp la boole rëbb naa ka nga xam ne dama ko bind góor muy niru lu jigéen rëbb naa ka nga xam ne dama ko bind muy jigéen muy niru lu góor kon suñu borom ku maanu la ku équilibré la ba tax na xëy na yaa ñu ci gën a sori alluwe ñun keroog konte nañu ak ndimbalu oustaz Abou Bakri Faye bu jamaatu Ibadu Rahman lu war a tolloo fukk ak juróom-ñetti fatwa yu suñu borom yëkkati ay kaddu yu tar jëmale ko ci borom ñaari tur yi muy suratul ankabut muy suratul anfal muy suratul anbiya boo ci xool rek bu ci gën a tar sa morom nga ne kii pour wane ne suñu borom du masla ak loolu liggéeyam la œuvre daaram la bu ko kenn soppi góor la bind fii góor la jigéen la bind fii jigéen la alors société sénégalaise surtout dem nañ sax ba dañu am jafe-jafe pour décrire borom ñaari tur yi dañuy faral di wax dañuy coppati tur yi ci ku góor ki coppati ci ku jigéen ki tuddee la góor jigéen ça veut dire que incohérence am na parce que création doomu aadama la ba mënuñu ko sax utal tur. tayib jërëjëf Mame Makhtar Gueye Mame Makhtar bu ma la déggee mel na ni góor jigéen moom am na. waaw am na ci benn. kenn mënu ko rafet lu yàlla xaraamal bu fekkee dégg nañ la. am na ci ku ko juddoo. am na ci kuñ yaru bàyyi ko ci mbedd mi. am na ci koo xam ne dafay niru lu góor jigéen ñi ba doon góor jigéen. am na it ci par colaay koo xam ne dafa topp góor jigéen ñi di sol colaayu jigéen ba doon góor jigéen. parce que loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy addis jàngal. bi ci des mooy buñ ñëwee ci mbon gi moom werantuwuñ ko mbon gi moom defe naa ne ku sa xel jéggi mbon rek mooy taxaw nga d'accord ne lu baax la mais ku sa xel di nàcc nga doon nit ku normal mënoo d'accord ne góor jigéen moom baax na parce que nanaa bu fekkee aw askan yàlla walbati na suuf këpp leen ci biir ala asas jëf ju bon jooju kooku benn doomu aadama warta jéem a nattable sax naan baax na wala baaxul kooku moom lu bon la gaa nit nag su nekkee ci lu bon wala mu xam lu bon dafa war a jéem a jàjj nit ñi ne leen la lay ñëw kat alkare la bu ci kenn tàbbi tey ñu ñëw ci Adama ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la masawu ci coono déplacement bi jàpp naa ne yéen it yéen a ngi ci liggéey bi nga xam ne Sénégalais yëpp la yitteel muy jéem a orienté doomu aadama yi ba jikko yu normal def naa seen mbootaay gi muy tu wàccoo ak ànd sàmm jikko yi mu mel ni ànd sàmm jikko yi tur la woo xam ne woo am solo la ndax boo seetee tur wi da ngay mën a am delluwaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yonent bi dafa waxoon ne bu istuli utammima makarimal axlaq sama borom daf maa yónni ma dikk complété jikko yi yëpp njolaxte ni jikko yi kon nag suñ demee ba fi ne nit ñi wàcc ba gën a suufe bàyyi ma ngeen formé mbootaay goo xam ne fii ne mooy delloo si nit ñi fañ nekkoon démb wala fa leen yonent bi jëmee woon am na solo trop jamono bii ñuy dund ma nag yow nag am lu ñu gane si ci réew mi ne cutt na jonn donte mi ngi fi woon sax xëy na mais ni mu fesee tey ak ni mu féetéeralee jaaxal na ñëpp muy li ñuy tuddee góor jigéen ci bëggoon xam yow boo nuyoo bokk yoo pare buñ la laajee définition góor jigéen ak nu muy manifesté loo ñuy wax
salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla daaneli ci alhamdulilahi rabbi alamin di la ziar bu baax suñ Cheikh Tidiane bi tey di ziar ki nga xam ne mooy Mame Matar Gueye li nga xam ne nag mooy mbirum góor jigéen dafa am problème parce que bu njëkk comme ñu bëri nañ ko xamee mooy fii ku efféminé maanaam am ay geste manière góor jigéen moom lañ daan tuddee góor jigéen waaye góor jigéen moom ni mu manifesté woo ci jamono ji loolu amul woon moo waral population bi jóg ndax ba ñu njëkkee jóg ba xatal leen fi ndax bu njëkk suñuy xew da nga daan gis borom ñaari tur toog gunge jigéen ñi di leen yóbbu c'est parce que mu ngi ko daan yemale ci ay manière am ak di a bëri lu muy ànd ak jigéen ñi ñu askanale ko foofu waaye booy seet ba ñu 2008 ba ñu taxawee nag ni dañ fiy takk sëyu ñaari góor ci lañ xam ne nag affaire bi nag dafa commencé di dépasser loolu ci la nit ñi xatal leen manifestation bu mag am fi ustaas yi sax ñu bombardé leen lacrymogène am ñun ci tëj waaye ci nga gis tamit xale yi population gën a violente ba ñu dem ba ñuy suul sax góor jigéen ñu dem di ko sulli di ko diri ndax ñoom aspect boobu duñ ko nangu te tubaab ya ñoom foofu la ñu yegg rek tey fa ñu yegg mooy góor ak góor di sëy ñu war leen ko nangul ci loi yi jigéen ak jigéen di sëy waaye tamit ngay dem sax ba ni man bëggatumaa nekk góor jigéen laa bëgg a ne yematuñu foofu opérer sa bopp waaye yematuñu foofu sax loolu mooy man li nga bëgg a ne waaye léegi da ngay imposer léegi sax ay loi dafa war a am ci dëkk bi boo xam ni ñépp dañ ko leen koy imposer pour ñu nangu góor jigéen foofu nag la problème bi amee fa la réaction yi nag commencé di gën a virulente ñu xam ni jóg jot na ndax ñoom fa nga xam ni jaar nañ fa sunu ñoom ba parce que ñu ngi naan France dañ ko daan wax la fille aînée de l'église ndax ñoom dañoo soppoon diine chrétienne fonk ko ba nga xam ni loolu daanuñu ko nangu dañ daan jàmmaarloog moom waaye ñu ni kon nañ ko jaare ci yeneen stratégie yooyu ñu jaar nag ba nga xam ni tey nangu nañ ko ñoom foofu lañ bëgg a jaar ak ñun stratégie yooyu bokk na ci jaar nañ ci population bi jaar ci gouvernement bi jaar ci diine gi ñëpp taxaw ni fii du fi jaar ñu ni kon nañ ko jaar ci artistes yi ñoom liñ njëkk a def mooy fexe artistes yi gën a mag ñu ni génération bii moom ci artistes yi ñuy fëlal yépp nañ doon borom ñaari tur yi bu ko defee bu leen xale yi fonk soppee bëgg leen ñu xamal ni borom ñaari tur lañ comme ay David Bowie Elton John ak ba ci ki nga xam ni mooy Freddie Mercury bi nga xam ni moo woy We Are the Champion di woy boo xam dafa siiw ci stade yi sax woy yooyu la ñuy woy ñooñu ñëpp ñu xamal ko sax sida moo ko mujjee rey ñoom ñuy ay góor jigéen fa lañ jaare xale yi commencé di nangu góor jigéen foofu ca France waaye tamit ñu jaare ko tamit ci li nga xam ne mooy colin yi colin kon li nga wax léegi c'est très important parce que bu njëkk dañ naan dañuy wax sax ni France demal nga seet haute couture ñooy ñaw léegi nga génne ci kudul duñ la ni sax kan moo ci borom ñaari tur yi dañ la ni génne ci kudul borom ñaari tur yi ñawkat yi kudul borom ñaari tur yi da ngay am problème pour génne ko ci waaye nag yematuñu foofu ñu ni ñoom léegi dañ ko war a tas programme la boo xam réussir na fa waaye dafa war a tas nag ci monde bi ni mu war a tase mooy nañ ko tas jaarale ko ci woykat yi nañ ko tas jaarale ko tamit ci colin bi ba sunu xale yi Dolce Gabbana boobu nga xam ni daanaka xale yu bëri moom la ñuy sol léegi ñoom sax ñooy def kubu mode yi war a xew pour góor ak jigéen di ko sol yépp waaye dañuy fexe ba même góor dañ la koy defal ba gis nga góor léegi da lay woon ginnaaw fekk gestuwul xale yu góor yi doo xam ndax góor a taxawul mel ni ku sol robb wala gi wàcce ko ba fii nga xam daanaka ginnaawam yëpp day génn yooyu yëpp colin di góor jigéen la ndax ba muy door ñoom ca Amérique dañ daan def rayon boo duggee supermarché mu am rayon góor rayon jigéen ak rayon borom ñaari tur yi nga xam ni fa la ñuy jënde ñoom seen yére te yii lañ daan jënd waaye dem na ba léegi rayon yëpp borom ñaari tur yi nañuy soloo noonu la muy góor ak jigéen rayon ba noonu lay demee loolu tamit ñu bëgg ko fee indi waaye tey lii indi yaa ngi naan ndax colin doy na pour ñu ni nit góor jigéen la defe naa moom laa tombeek nga koy laaj sëñ Mame Matar wax ji mooy léegi affaire bi dafa avancé maanaam ni ñuy waxee état sénégalais wutal ko drapeau
wax état France wutal ko drapeau góor jigéen yi noonu lañu amee seen drapeau bi àddina bi yépp xam ko léegi bu fekkee da nga tëb xam ni lii mooy drapeau góor jigéen wala xamoo ko nga ñëw ca concert ba pare ci chaîne nationale ñëpp di la filmer di ko woon àddina bi chaîne de diffusion publique la ñun moyen de diffusion publique ñun ñëpp ñoo ko moom ñu la ci wone ci concert nga sol drapeau bi nga xam mooy góor jigéen yi yemuñu foofu waaye góor jigéen yi ci boppam bind ay bataaxal di wone ni ñun de kontaan nañu ci moom artiste boobu ndax sol na sunu drapeau maanaam Sénégal ci boppam fête na Gay Pride mooy fête annuelle bi nga xam ni góor jigéen yi dañ koy amal ci dëkku nasaraan yépp di feetu di woy di fecc léegi ñu ni Sénégal di ren feete na ko ñu ngi ko def ci seen site boobu ñu naan LGBT1 feete na ko ba pare won ko mu sol seen drapeau kooku tooñuñu ko wala bu dee dañ koo tooñ moom da leen a war a porter plainte waaye moo sol seen drapeau ki sol seen drapeau nag ñoom yaakaar naa ni sax tooñuñu ko léegi mu ngi ni stop homophobie lu mu wax ci loolu ci collinam boobu rek pour wane collin ni mu grave ba ñu mën la askanale ñoom dañ ko ni félicitation à la communauté waa góor jigéenu Sénégal yi ñu ngi leen di félicité mooy message bii may lire nii waaye ñu ngi félicité Sénégal yépp ak artiste Wally Seck ndax engagement am ak courage bi mu am nga xam ni saaga yeeg menaces yeeg yépp mu ngi koy recevoir waaye sol na li nga xam ni mooy sunu t-shirt ci góor jigéen pour soutenir ñu ñoo ko waxal seen bopp waaye ñu xamal ne nag yow Wally ñu ngi ci sa wet foo te toujours mën nga compter ci ñun pour ñu jàppale la mu ngi ni stop homophobie officiel loolu kon wane na ni tey nit dafa war a def attention ndax yéen ustaas yàgg ngeen ñu waar ni nit koy niroo te yaakaar na ñeneen tubee ko wax da ngay niroo yombal xiyaam ci ñoom ngay bokk waaw jërëjëf Adama mel na ni définition bi ñu jox leer na mel na ni kon danañ ko xam ci jikko danañ ko xam ci colaay danañ ko xamit ci làng ak ay nit jombu nag nit mën na colaay col goo xam ne du xam ne seen colaay la waaye danañ ko xam ci colaay feeñal nga it ne Occident surtout France biñ demee ba bëgg mu law ci seenam réew dañ ko jaaree ci façon yu bari jaaree ko par gouvernement jaaree ko par artistes yi jaaree ko par tailleurs yi jaaree ko par colaay yi mu mel ni bu mu ci mën tikki doon ca France boo ko seetee ak sini ci réew mi tey colaay yi ñëw nag da nga yëg góor da lay romb sol yére léegi mu mel ni robb la sol mu dang ci moom lool te loolu xamuñu ko woon ci colaay yu góor nga ne ñawkat yi boo demee France kay ñawkat bu doonul góor jigéen la ñuy wax moo jafe waaye yi ko ci gën a bëri moom la colaay yi dikk na ci doxin yi ñëw na ci waxin yi ñëw na ci kon mel na ni lii raam ci ñag bi la yegsi na ci ñun bon comme yegsi na ci ñun nag te ñun ñëpp dañ ñoo recommandé ne man raa minkum munkaran fal yughayyiru la yonent bi wax gis lu bon na nga ko soppi ñetti étape nag moo ne ci suñu kanam na ko soppi ci dooleem bu ko mënee kooku moom état ko moom su wala ci làmminam kooku moom ñun ñëpp mën nañ ko wax reeteet ko su fekkee mënoo ko ci sa làmmin mënoo ko ci sa doole nga naqarlu ko ci sa xol foofu adhaful iman loolu moom kenn amu ci ngànt ñàkk a ngànt nag doole ji moom sañuñ ko kooku mbiru état la mais ñaar ñi moom am nañ ci sañ-sañ reeteet ko ci suñu làmmin naqarlu ko ci suñu xol ci loolu lañ toll ci lañ nekk fay ma del seet ci Maam Maxtaar bëggoon nañ xam tomb bii ñu nekk bala ma dikk ci jeexital yi mel na ni jur na coow ci dëkk bi coow li amoon ci diggante ab imam ñu jël imam Kanté ma nga ca jàkkaay point a ji imam Kanté waaw bi tey salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah jëlal micro bi imam ñu mën a déggante bu baax waa jël naa ko. imam na nga def maa ngi lay ziar baax a baax di ziar ñi nga bokkal plateau bi yëpp Mame Makhtar ak Adama Mboup waaw imam di nuyu waa Sénégal yi moo xam ñu ngi ci réew mi moo xam ñu ngi ci bitim réew bu rafetlu thème bi pare nag pour lépp luñ ci laaj rek ma tontu ci joxe ci sama xalaat tey mooy affaire góor jigéen li ci dugal ñu bëri daanaka ak imam la te mooy yow imam Kanté ñu wax ne coow dox na sa digganteeg benn artiste ñu wax Wally Seck ci problème mu góor jigéen bañ poursuivre la war la yóbbu ci yoon finalement am ay imam yu jógoon am imam yu jógoon ne dañ ciy def visa te doxinu jàmm jéem a rafetal seen diggante
amit lenn ci waa Jamra te kenn mi ngi ci plateau bi muy ba Mam Maxtaar doxoon ci luñ mel ñu bëggoon la laaj yow taxawaay yooyu sa mbokki imaam yooyu def ak waa Jamra def ndax yaa leen ko digaloon boo leen ko digaloon d'accord nga ci wala d'accord ci alhamdulilah rabbil alamin damay tontu ci laaj bi nga laaj ci wàll boobu ñi nga xam ne dañu ne dañ ci doon dox ñu leen di wax médiateur ci français li may njëkk wax mooy ni ci jubluwaay bi lu baax la ndax yow bi tey ni nga ko xamee ak borom xam yi Adama moomu xam ko max ak ñi déglu ñëpp xam nañ ne loolu lu yàgg la ci mbiru doomu aadama jote am wala féewaloo am ñu jóg dox ci am na suñu aada lu ñuy wax l'arbre à palabre dañ doon woote ci pénc ma ay mag jóg dox ci ba jàmm am loolu kon ci jubluwaay bi lu baax la ci lislaam tamit bi tey xam nga ko wa in taa'ifatan minal mu'minin donte woon sax aaye boobu dama koy cof rek ndax contexte bi wuute na mais principe bi mi ngi foofu mooy bu amee ñaari kuréel yoo xam ni wuute am na mu am ñu jóg dox ci jàppale ki am dëgg ak la ca topp yëpp wante nag li ma jaaxal ci sama mbokk imaam yooyu nga xam ni dem nañ foofu ne dañuy def médiation dañuy dox pour juboo am jàmm am benn bi dama bëgg mu leer ci ñiy déglu ñëpp mooy que ni man ànduma ci ñi nga xam ni dañu naan bu coow amee nañ fexe ba woo ñooñu ñu juboo pour coow bañ a am li ñuy wax ni arrêté polémique bi fitna bañ a am ndax jàmm moo ëpp solo lépp nangam ak nangam ànduma ci déggin boobu. parce que tey sama problème fi mu nekk nii ak Wally Seck ak Thione Seck du problème mu man Ahmadou Makhtar Kanté maa jàppanteeg ñoom ndax dafa am lu ñu ma war a jox wala lu ma leen laaj joxuñ ma ko wala nangam problème mu dama jàpp ne Wally Seck ak ñi mel ni moom dañuy jàppale mbiru góor jigéen te loolu ak mbiru LGBT bu ñu fàtte tam Oxfam lettre bi dafa leer naññ ci ne dañu war a jàppale LGBT. kon loolu programme la bu jógee ci monde bi ñëw ku mel ne Wally Seck di def ay doxalin ak ay colka yoo xam ni ñi bokk ci loolu dañ koy rafetlu di ko féliciter comme ni ko Adama waxee léegi Oxfam tam gis nañ seen lettre bu doy waar boobu ñu yónnee wax ne nañ jàppale ñooñu. kon nag man problème bi daf may jaaxal ñu naan waaw dañuy fexe ba Imam Kanté jubóog Wally Seck wala jubóog Thione Seck jotewu ma ak Thione Seck en tant que jëmm dara jotewu ma ak Wally Seck en tant que jëmm dara mais problème bi mooy. képp koo xam ne yaa ngi laal ci loolu di wooteel lu mel noonu waa l'islam yëpp dañuy jàmmarloo ak yow pour nga dellu ginnaaw bàyyi loolu soo ko tegee fële ñu xam ne mën nga nekk ci jàmm ci réew mi te waa l'islam doo am ak ñoom problème mais condition sax nañ woo Imam Kanté xaw ma fan ak Wally ak Thione xaw ma fan ñu naan lekk waxtaan tëggante ay mbagg daal ne waa baal naa la baal ma problème bi du loolu Wally Seck amul lu may baalu man Thione Seck amul lu may baalu li ñu war a baalu kay mooy askanu Sénégal yëpp ak l'islam bi nga xam ni ñu ngi koy tooñ ci seen doxalin yooyu bu ma paree ci loolu kuy dox tamit ne da ngay boole ay nit pour ñu toog waxtaan mais xanaa mandute lu mu laaj mandute lu mu laaj mooy nga déglu ñaar ñëpp ku nekk nga xam lan la bëgg nan la gisee mbir mi lan mooy mawqifam lan mooy position nga jéem a seet nag position yooyu dama yaakaar ne bu dee médiation la bu ñuy def ci turu l'islam ñu seet ban position lañ war a jël boo xam ni ndamu l'islam lay doon ak ndamu jullit yi mais sama mbokk imaam yooyu defuñ ci benn ba fi may wax ak yow nii bi tey àddina bi yëpp di ma déglu ci émission tey bi ngay def tey te ñoom defoon nañ seen conférence de presse bi depuis xaw ma 3 wala 4 jours ba fiñ toll nii depuis bi yëf yi commencé coow kenn si ñoom ci imaam yooyu waxul ak man jëlul téléphone woo ma wala mu ñëw juma point seet si ma wala mu yónnee ndaw ne dañu bëgg waxtaan ak yow loolu jaaxal na ma kon su ma leen déggee ñuy wax ne waaw lu dal imaam ñun ñëpp la dal moo tax ñu ñëw fii nangam ak nangam waaye imaam boobu moo tooñ tuumaal doomu jàmbur ñu ngi jégalu turam loolu moom li tubaab di acceptable teguwul ci mandute tooñ nañ ma tuumaal nañ ma kooku nekkul médiateur procureur la parce que ñoom ñëw na taxaw ba xam ki tooñ ba atte ki tooñ ba ne mi ngi jégalu te demaguñu tribunal kii xëy na bu ñu demoon tribunal man ak Wally sax ma tane leen parce que xëy na procureur boobu sax moo leen di gën a mandu ñoom imaam yi ana adal bi ana mandu bi ana kii ñoom ñi ngi dem di négocier ak famille bële kon famille boobu la ñu fonk man gis naa ni fonkuñ ma man gis naa li ñu def nii pour man humiliation la pour man dañ ma tuutal tooñ ma soobantal ma parce que ñi leen yitteel dem nañ wax ak ñoom ay fan mooy famille bële man maa ngi fii am nañ sama téléphone imaam Diène xam naa ko am na sama contact xam nañu maa ngi point E
kon nag bi tey loolu ñoom ñu tuddee médiation man tooñ rek laa ci gis ak bëgg a def lu neex famille bële ba loolu jaral leen ñu taxaw wax lu ñaaw loolu ñu wax ci man àddina bi yëpp di ko dégg su ko defee kon man noonu laa ko gisee léegi ma ndax am na yeneen ñaawlu na trop loolu ñu def te il faut que loolu mu leer ci doomu aadama yi que ni ñooñu musuñu wax ak man ba fii ñu toll kenn si ñoom waxul ak man bay am sañ-sañu jël sama tur di wax ne tooñ na di jégalu ci sama tur lu doy waar la musuma gis lu mel ni jërëjëf imam Kanté mel na ni benn parti bi leer na si li aju ci wàllu imam yooyu man keroog bi may contacté gars yi pour war a def jotaay bi imam Omar Diène la njëkk a woo ne ko yéen en tant que collectif de imam dafa am lu xew ci réew mi muy problème mu góor jigéen dama ci bëgg a def benn émission ajjuma sama sañoon ngeen teew ci mu jox ma ngantal na ma ajjuma du ma fekk Dakar mais danaa la booleeg ku ñuy wax imam Mbaye Ndiaye dana la woo danaa ko jox sa numéro xataa xaasi lax sa ba jamono bii may wax yow dégguma Mbaye Ndiaye dégguma Omar mais ñoom bëggoon naa ñu teew ci jotaay ba woon naa Omar Diène wax jox ko invitation mais mel na ni leeral nga parti bi aju ci imam yooyu am na loo ci junj léegi sax ndax alquran daf ñuy wax ne bu fekkee ñaari kuréel dañoo wuutee ba coow dox seen diggante na ngeen jéem a yéewani seen diggante su fekkee am na parti bu féetéeral nag bañ sitee tooñ gi ne Adama Mbuub moo tooñ Adama lànk ne tooñut dañ xam ne moo tooñ ki ñu doon négocier ak ñun ñu doon négocier dañoo war a jàmmaarloog Adama ba mu del si ci dëkk mel na ni kon imaam yi bu fekkee am na fu ñu la gën a mën a coller motif mooy waroon nañoo ñëw ci yow bi kulli saraa kuy dox médiation war nga déglu ñaari taraf yépp parce que borom xam-xam yi dañuy wax ne yonent yàlla Daawuda li tax boromam sanctionné woon ko mooy dafa déglu woon benn taraf bi bàyyi bi ci def ñoom nag dañoo déglu benn bi bàyyi la kon amoon nga àq bu jot toll ni waroon nañ la seet déglu la bu fekkee dëgg rek la ñuy wax ku mel ni waa Jamra nga xam ne xam nañ leen ci yëngatu yi ñu mel ñoom it ña nga foon Maam Maxtaar ma nga foon ndax ñoom wax nañ ci yow benn yoon loolu tamit côté Jamra tamit dinaa wax lu mel noonu li njëkk li may wax mooy waxoon naa ko ci benn émission wala benn waxtaan ñu dël ma imam Bamba Diop mais wax na mi ngi soutenir Imam Kanté et que sax su ngeen ko bëggee attaqué dina publier liste boo xam ne borom ñaari tur yi dañ ci nekk la ma ci tontu woon ñaar rek la te moom laay tontuwaat dama ni rafetlu naa mu soutenir ma parce que man demaluma ko fenn musuma ko may suukar wala 25 francs kon cause l'islam bi la comprendre ne li may taxawee nii moom tam lay taxawee ku nekk nag ak yàlla lam la cay barkeel ak buntu ba mu la cay ubbil kon solidarité boobu maa ngi koy rafetlu lool parce que sax léeg-léeg dafay xaw a ñàkk suñu biir ndax léeg-léeg bi tey taxawee loo xam l'islam pire la mais parce que bi tey lii wala Ahmed Kanté lii wala Adama lee tax ñu seetaan ko ba ñu yore caaxaan ëpp ko doole néewal ko doole ak yu ni mel loolu war na jóg réew mi su defee ma rafetlu lool taxawaat imam Massamba Diop boobu li mu leen wax ne du ma leen bàyyi ngeen isolé imam Kanté bëgg ko néewal doole te ñun ñu nekk fii te cause bi muy defaan xam nañ lan la loolu laa njëkk a répondre ci wàll boobu ñaareel ba ma ne leen nag liste boobu mu yore bàyyee naa ko ak Jamra parce que ñoom dañoo am seen parcours dañoo am seen jaar-jaar léegi yàgg nañu liggéey ci domaine yooyu xeex ci xeex yu am solo dégg nga Abdou Latif Gueye man ak moom dañ doon collaborer bu baax a baax loolu ñëpp xam nañ ko donc seen élément yëpp aw ma ko te jarul sax ma koy am bu ñu waxee rek man wóolu naa ba xanaa ma gis leneen loo xam ni jaaxal na boobaa tamit am na nu may fu may jaar ba dem si ñoom ba ñu waxtaanee ko kon loolu laa mën a wax mais wax dëgg yàlla depuis bi coow li commencé imam Massamba Diop ak Mame Makhtar boobu toog kenn si ñoom nag jotul jokkoog man directement man tamit jotuma jokkoog kenn si ñoom directement kon mën nañ wax ne man waroon naa ko def wala ñoom tam waroon nañ ko def mais ala kulli xaal je crois que boo demee ba dugg ci processus médiation baax na nga waxante ak ki nga xam ni moo nekk ci biir coow li kon daal loolu laa mën a tontu ci wàll bi kon bi ma gisee Mame Makhtar foofu xawoon na ma jaaxal dégg naa nag ay explication yu mu joxe dama koy doyloo ba ma gis leneen loo xam ni jaaxal na ma mais kon daal loolu laa mën a wax ci wàll boobu. jërëjëf imam Makhtar Kanté danañ dellusiwaat ci yow ci kanam tuuti kon dégg nañ li nga wax Mame Makhtar ci yow lay dellusi. mel na ni déglu nañ kenn ku ne li nga wax ñoo ngi waroon dem ci deuxième point bi maanaam lu muy jeexital ci société bi mais point bi dafa des li des mooy yéen ka Jamra ñu bari dañoo xam ne Jamra dañ daa amee combat yoo xam ne dañ ko daa mane surtout buñ déggee ñuy néewal doole lu aju ci lislaam jàpp naa ne man xam naa ci dara ndax Abdou Latif Gueye rahmatullahi alayhi fekk naa moom ay jotaay yu bari surtout procédure loi bi mu doon yóbbu assemblée
dalal naa ko ci ñetti débat wala ñaar ci télévision RDB mu doon yoo xam ne yu am solo Bamar Gueye dalal naa ko ci ay débat ay bi bëri kon mel na ni man danaay dalal ñu bëri ci yéen mais tey li jaaxal nit ñu bëri tey mooy comme li imam Kanté wax nii léegi wolof nag dafa ne tungu ne du teew ñi natt ci takk ndeer mooy soo duggee ci médiation diggante lu xew imam Kanté ak waa Kër Waly Seck te mën a dem déglu benn taraf bi wala dem fekk benn côté bi te demoo seeti imam Makhtar Kanté waxulee nag moom loolu jaaxal nit ñu bëri noo koy layee beneen bi mooy ñu bëri dañoo jàpp ne Jamra keroog bi fi Abdou Latif Gueye jógee koo ba léegi seen dañoo dévier maanaam fa combat bi mu doon jëm ak fi ngeen jëm bokkul looy tontu ci yooyu. waaw jërëjëf imam bi tey xanaa rek di dellu di sargal sama turandoo imam Ahmadou Makhtar Kanté. yàlla bokk tudd bu yàggul la ñu bokk benn émission sur la laïcité. waaw mu def fa prestation yu am solo suñu kàddu tam méngoo bu baax a baax ba maa ngi koy tooñ ci émission bi sax ma ne bàyyi leen di ko wax imam Kanté tuddul noonu imam Ahmadou Makhtar Kanté la ma di ko tooñee sa naataango daal animateur bi. donc di ko masalu coono moom imam Kanté ndax lii ko dal métti na. te devoir la wajib la ci képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah nga rangé wu de son côté. d'abord balaa ñuy xam ku tooña ku tooñu loolu moo nekk taxawaayu Jamra alors heureusement wax na ko ci làmmiñu boppam ba coow li jibee Imam Massamba Diop lu mu jëkk def ci xutba ci jàkkam jëlee nga xam ne moom la doon ne ci bàyyam bu tëdd bi Cheikh Tidiane Diop di muxaddam bu ñu ràññee ci ëttu Seydil Hadji Malick fa la jëkk xutba daa di ne maa ngi yëgal askanu Sénégal yëpp que ñun Jamra nous sommes de tout cœur avec Imam Kanté dans son noble combat yemul ci loola mu ne ku laal Kanté rek laal nañu ñun Jamra dal di xër nag tarxiis nag ne bu fekkee ñu ngi persister pour bëgg ko tuutal ci lu ma yëgoowul ak Imam Kanté Imam Massamba mooy wax ndax enregistrement yaa ngi fi ba tey ci lu ma yëgoowul ak Imam Kanté dinañu fayu en nous constituant un bouclier autour de lui mu jaral ñu sax liste ba nga xam ne yàgg nañ ko denc di ay punkalu borom ñaari tur te ñu ngi gis situation bi di dégénéré wu te kenn yëkkati wuti le plus petit doigt pour apaiser liste boobu dañ ko génne wala coow la jibee nag presse bi jóg ana liste ba lu tax génnewoo ko et cetera ñu daal di woote réunion d'urgence Jamra ma ne ko imam xam naa da nga xër ci sa naataango imam rek waaye liste boobu bul ko génne ma daal di ko fàttali ci ay kaddu yu gàtt li fi daloon Abdou Latif Gueye ci listu franc-maçon yi muy combat bu leer boo xam ne Seydi Abdou Aziz Sy Dabakh position bi mu si jëloon ba def ci benn xutba anti franc-maçon ba tey boo duggee ci YouTube bi di nga ko gis. doo ma dikkal ci jotaay bi ñu la gis kër Thione Seck te mu mel ni ba nga fay taxaw defari ñaari nit ñoo la taxawoon a jóg te kenn ki moom wane na yëgul la ba nga fay dem. voilà ba imam waxee loolu yàlla dogal le jeudi 11 ñun ñu am 2 invitations plateau télé Diine ak Jamono ak 7TV dëgg la maay vice-président chargé de la communication mais mënuma nekk au four et au moulin imam Massamba bii responsable moralu Jamra ne ma demal Walfadjri Moustapha Sy di le trésorier national ñu ne ma ko mu ne ko demal 7TV mu dem 7TV pour tontu sa laaj bi mu dem 7TV bokk plateau ak imam Kanté ñu ne c'est l'occasion parce que dañu yóbbante woon imam Moustapha Sy pour mu dëggal la imam Massamba Diop waxoon ci xutbaam mu jàkkaarloog imam Kanté le jeudi 11 prenant à témoin des milliers de téléspectateurs Moustapha Sy biiralaat ko li imam Massamba waxoon ne ko ñun Jamra ñi ngi wax fii ci kanamu àdduna ne ñu ngi lay manifester suñu solidarité sans réserve ci lii la dal nii ba émission ba jeexee mu jàkkaarloog moom les yeux dans les yeux moom Moustapha Sy le trésorier national de Jamra ak imam Ahmadou Makhtar Kanté mu jàkkaarloog moom gën a dëgëral kàddu ya ma ko wax ci biir plateau bi daf ko ni li la Jamra di ñaan nag bu yëf yi metti metti ba nga présenter tes excuses il faut jamais t'excuser parce que avocat plaignant yi mu ngi wër média yi naan à une seule condition la ñuy mën a retirer suñu plainte mooy imam Kanté jéggulu Moustapha Sy ne ko Jamra nee na il est hors de question ngay jéggulu
nga bëgg ko def ak nga ñàkk ko bëgg a def ñun ànduñu ci ndax su boobaa dafay porter un coup de poignard sa naataango imam yépp ba pare dana nekk un coup dur contre la umma islamique. Donc voilà les deux arguments forts yu Jamra jébbal imam Kanté benn bi ci plateau bi la benn bi en dehors du plateau. Alors ñu daal di réunion nag ne kon naka la ñuy def ngir dox ci tànku jàmm ba lii bañ a antu ndax rafetul pas pour la personne de Ahmadou Makhtar Kanté en tant que citoyen mais rafetul ci manteau bi ko yàlla dénk umma islamique bi dénk ko muy limama ñu naan ñu ngi koy traîner devant les tribunaux ñu ne kon que faire comme que liste bi wax raison yi pour évoquer lu tax génnuñu ko ce serait trop long dañ ko mujjee bàyyi ñu ne que faire maintenant pour imam Kanté am ndam ñu daal di tenir réunion imam Massamba ne kon xam nga ni ñuy def mandaté naa la yow Makhtar Gueye mandaté la yow Moustapha Sy le trésorier national de Jamra ngeen rencontrer les deux parties mais comme que fi gën a jafe mooy le plaignant jëkkee leen chez la famille de Thione boo leen waxee moom ba dënam wàcc na ngeen ne wëlbét dem seeti le mise en cause ki ñu porté plainte di imam Kanté mu ne boo leen waxee moom ba seen kaddu juboo ngeen jox ma seen numéro man imam Massamba Diop danaa def li Seydina Mohamed doon def parce que xam nga médiation balaay nekk lu crédible nga am l'accord des deux parties mu ne boo leen jógee ci démarche yooyu ngeen jox ma numéro Thione Seck ak numéro Kanté ma woo leen ne leen comme que ay jullit ngeen au lieu ngeen di dem di xawinte sutura devant les tribunaux man je vous propose ñu jëfe li Seydina Mohamed wax maanaam ñu dem ci néegu yàlla waxtaanee fa defaroo fa nee na kon su boobaa bu dee gis ngeen leen ñoom ñaar ku nekk jox naa leen rendez-vous le 19 maanaam tey ji yow kon ci base boobu nga fa demee woon. waaw loolu rek lay leeral après ma dugg ci lii ngay wax alors mu naroon leen jox rendez-vous le 19 maanaam tey ji pour parachever pas jubale comme li imam Kanté wax waaye pour parachever l'annulation de la plainte parce que c'était ça notre souci leneen luy ñëw après plan boobu moo doon plan Jamra waaye nag jaam bi ak yéeneem yàlla ak dogalam ba ñu demee di exécuter première étape bi c'est-à-dire gis le plaignant man xaw ma Thione Seck numéro am xaw ma ko Moustapha Sy woo ko parce que ñoom ñoo dëkkandoo woon seen Médina rue 32 angle 39 xaw ma mu woo ko jël ak moom rendez-vous ne ko dañ la bëgg a gis bu ñu fi jógee ñu ngi jëm ci Kanté waaye ci yow la ñuy jëkkee ndax yéen a porté plainte mu jox ñu rendez-vous à 17h imam Massamba yabal ma maag Moustapha Sy ñu dem fekk fa une situation que imam Massamba n'avait pas prévu que man ak Moustapha Sy on n'avait pas prévu mu di ñi ñëw man maa jëkk a def observation Moustapha Sy ma ne ko man dama gis këru Thione Seck bi buntu bi bari oto mbaa jaawaloo heure bi mu la jox rendez-vous mu ne ma moom day 17h la wax te ma ne ko li ma gën a jaaxal oto yu bari yii gaar yëpp dama ci gis oto bu ñuy wax i rajo mooy sa naataangoo yi ne fële ñoom Mamadou Ibra Kane ma ne kon lu xew li ñuy wax ni yëpp ñu ngi dox nii rek ba jékki ne jamet ci perongu Thione Seck gis cour bi fees dell ki caméra ndekete mu ngay conférence de presse avec l'association des imams et des oulémas ndekete association imam et ouléma ci lu ñu yëgul ñun moo tax ma di ko leeral ndax nit day maanu lu ne yaa ngi koy dégg ci dëgg bi ci lu ñu yëgul ñun ndekete ñoom soloon nañ seen dal am même yéene que Jamra ñi ñëw fekk leen ñu ngi toog seen lépp di dox lu ci bari ci wax ji sax fekkewu ma ko ba dégg naa waxoon nañ sax ba nas ba dégg naa imaamu association des imams et des oulémas te El Hadj Oumar Diène jéete ko dem nañ ba wax ne sax Kanté tooñ te loolu ñun ànduñu ci dem nañ ba wax ne sax ñu ngi jégalu te loolu ànduñu ci waaye yooyu fekkewu ma ko dama ne dañuy ne jamet rek yem ci mbir mi Thione Seck ne ma daa di ma sargal yéen a ngi ko doon seetaan live la woon ci réseaux sociaux yëpp ñu ngi lay gërëm yow Makhtar bu Jamra waaye nag jàpp naa ne mënoo ñëw ba fii te doo jël kàddu alors loolu moo indi ñun ñu daal di jël kàddu foofu waaye je précise këyit ba fa association des imams et des oulémas indi parce que indi leen distribué ko presse bi gisuñu ko xamuñu luñ ci bind xamuñu lu ko sabab kàddu ya fa imam Omar Diène yëkkati fekkewuñu ko dégg naa presse bi lu ne wax nañ ko waaye man lu ma dégluwul dama ciy maanu ñun dañu ñëwoon pour def la première étape de la médiation loolu la Seydina Mohamed wax
te loolu la le droit et la logique wax pour wax ak une partie bu ñu fa jógee wax ak l'autre partie bu juboo amee. d'accord mel na ni point boobu li ci mën a leer na bu ñu la déggee mooy yéen fekkee leen ci boole. kay maanaam bokku leen woon ak secrétaire général de imaam yi benn démarche bokkuñu doguma la parce que dafa am benn kuréel bi Adama bokk ku ma fa dégg nee na ilimaan la ilimaan yi yow yaa ñuy wax ci say waraate toujours wa ma shahibna ila bi ma alimna ne témoignez que de ce dont vous êtes sûr de certain ilimaan bi lu mu wax waaw le collectif des imams de l'Association des imams du Sénégal en complicité avec Jamra ñoo dem def loolu loolu rafetlu maa ngi ñëw nit da ngay laajte balaa ngaa wax maa ngi ñëw xam nga imam Diène kañ la ko gëj a gis waaw Adama maa ngi ma ñëw loolu rafetul waaw maa ngi ma ñëw jombut Adama dana ci am tontu ndax comme seen collectif gi la bokk ma ñëw parce que mel na ni yéen fekkee leen ci boole ñëw rek yem ci da ngeen ci tombé mu mel ni kon tombé gi ngeen ci tombé moo tax bi ñuy ramassé ñëpp ñu ramassé ale leen voilà moo leen ci dugalaale bu fekkee dégg nañ la kon yéen seen yoon nekkuteen ca balu àq ga cité wu leen ni ne imam bi moo tooj bu fekkee dégg naa jamais nanguwu leen ni imam bi moo tooj d'accord kon dañ leen ramassé ale boole leen si bon mais am na lu jaaxal ñu bëri te man ci ñooñu laa bokk loolu mooy lan mooy keroog bi ngeen dajee foofu ci kër googa di waxtaan pour defare maanaam ci biir kër googa fekk ngeen fa benn xale bu jigéen boo xam ne wax ji wax imam yi moo gën a garaaw fuuf li ñëpp doon dox ndax su fekkee ñeme naa traité imam yëpp nañ lem seen nangamtaan yi toog ci ku xam imam ni mu toll ci àddina xale bu jigéen bu judduwut ñemee taxaw imam yëpp wax leen saaga wu ñu mel ne alors nañ boyal ndox mu tàngal ndox naan ba léegi dégguñu seen kàddu tax dama ne encore une fois dama ñëw doon sàmmonte ak li bureau exécutif bi tëraloon te mandaté ñu mooy na ngeen waxtaan ak ñaar ñi jote après ñu seet ni ñuy def ban manœuvre ba nasaxal plainte bi c'était notre objectif pour que lu day ni imam ñu bañ comme un vulgaire malfaiteur di ko traîner devant les tribunaux loolu moo doon suñu objectif kon ba ñu ñëwee nettali naa la ne que rien ne nous lie à la déclaration publiée par l'association des imams rien ne lie Jamra ci kaddu ya nga xam ne ñoom yëkkati nañ. d'accord alors léegi nag ba ñu ñëwee dama lay tontu ci loolu nga wax. c'est après que j'ai su parce que ci journaux yi laa ko lire que tudd nga ndaw soo xam ne nee nga yëkkati na kaddu yooyu maa ngi wax fii parce que plateau nga yor direct ñaaw na rafetul tegginiwul. te yaruwul waru ko wax. waaye ndaw sax xaw ma ko. gis nga dama gis après ci photo yi ci presse bi ñu wane ndaw si ginnaaw encadré bopp bi ne kii la lu ci sama yoon man dama ñëw kër jàmbur gan du yeewu béy du ma ne Thione Seck waaw maa ngi sa kër waaye diw bu mu dend ak man bon kii kan la na demee nii xanaa loolu mu yëfu baadoo la kon nag ñëw naa pour wax kon nekkool bureau politique RDS bureau exécutif RDS moo ñu yónni te bu ñu jógee ci yow ñu nga jëm ca Kanté. jërëjëf lii mooy suñu waaye mënuñoo ñëw danaa dellusiwaat ci yow xaaral ma dem ci Adama mënuñu woon ñëw nee Thione génnal dañ la soxla te mu ngi jataay ak imam yi alors mënuñu woon ñëw itam gis imaamu association imam et ouléma toog ak Thione ñu ne wëlbet gedd na la wóor ne suba toute la presse à la une nee na Jamra li mu def ñaaw na et cetera. jërëjëf danaa dellu siyaat ci yow mel na ni bu ñu la déggee kon mel na ni yéen fekkee leen ci boole mais la fa association de imam waxoon dara engagé wu leen baluwu leen àq Thione Seck tuubu leen yónneewu leen ku tuub cité wu leen ay tooñe wax naa imam Kanté may déglu imam Moustapha moo ko ne boo tuubee Jamra génn boo baaloo di nga ñu gaañ ñun Jamra parce que il est hors de question que tu présentes des excuses bàyyi ñu seet pexe nu ñu mën def ba nasaxal presse bi. oui jërëjëf voilà. Adama mel na ni yow am nga collectif bu ngeen jiite léegi maam Maxtaar léegi interpellé na leen ci seen benn imam boo xam ne taxawut wax jëm wax d'accord ci. mais loolu sax moom taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy. imam yooyu jógee ko woon ci turu collectif de imam. dem kër Thione Seck. ne dañuy def médiation diggante imam Ahmed Mokhtar Kanté ak famille Thione Seck. bañ demee médiation ba la ca ñëpp dégg ak la ca ñëpp gis ci lu sori ak lu jege. mooy dañoo dikk ne dañuy jéggalu. imam Kanté moo tooñ. ndax yow ci sa liggéey bi nga nekk jiite ngeen nekk ci mbootaay goo xam ne defar jikko yi leen tax a jóg. ndax kuy def médiation noonu lay def. ak loolu ñu def ndax loolu lu jàkk jaar d'accord nga ci wala d'accord ci maa azalika waa Jamra yi taxawaay bi ñu taxaw noo ko jàngatee. waaw léegi de toute façon histoire bi leeral na boppam. ndax ni nañu ku wax feeñ. waaye nit ñi moom léegi kenn moomatul seen làmmiñ kenn moomatul seen xel mooy ñooñu fa dem
ku nekk gis na après historique bi avant boobu ñi xam diine xam na ñoom ñooy ñan xam tolof-tolof yi ñu fi amoon xam ni dañuy mbubboo turu imam di yàq deru diine parce que gis nga France bu njëkk ni naa la ñépp a doon wax ni chrétien la 100% waaye tey ji yàq deru ñitu diine yi foofu yegg na ba ci fukk yoo nga jël léegi ñett ñoo naan man chrétien la te ñett yooyu sax kenn moo ci julli moo ci dem église foofu lañ bëgg a jaar pour yàq deru l'islam fii mooy dañuy jël ñoo xam ni image bu bon la ñu am réputation bu bon def prison ñu ñëw ni imam yaa ngi nii dafa leen gros plan nag médias yi di leen dékk seen kii loolu dañuy yàq image yu l'islam te politique la boo xam programme la pour jaare fa xale yi ni imam yi jaratuñu sax déglu ñi gëmuñu dara bu ko dee ñoom it dootuñu jéem a gëm dara ñu topp ànd ak ñu lobby yi nga xam ne nag gëmuñu dara dañ leen yomb pour ñu indi leen donc loolu àtt na boppam ci imam yooyu donc man du ma wax sax seen wax ndax duñ sax imam ñoo xam ne sa secrétaire général ga ci association daan leen bindal rek ay kayit parce que yaa dégg français association imam mujj nag sol mbubu imam ba mujj sax yow di coup d'état waa association ba ñu mujj am ak yow problème ba lay yóbbu tribunal tey boo taxawee ni imam nga yaa ngi tooñ imam ku ne xam ni jot nañ fee dem sax Israël. sëñ bi tey. oui. su fekkee mën naa ci am benn intervention bu ndaw balaa Adama di eggali. waaw Imam Mokhtar bisimilah. waaw yow la ñuy déglu sëñ bi tey ci wàllu médiation boobu. waaw. waaw damay wax ni effectivement Jamra xamee nañ leen ñuy dox lu mel noonu kon kenn du leen jam ci wàllu boobu. léegi Mame Makhtar tam li mu expliqué baax na expliqué ko liñ ci war a jëlee mooy ne man awma sikki sàkk ci ne Jamra l'islam bi la ñuy xeexal ci xew-xew bi seen position ci jàppale imam Kanté ndax dafa teg tànkam foo xam ni mooy protéger valeuru l'islam loolu amul sikki sàkk comme imam Massamba ni mu ko waxee mu leer def ko ci déclaration ba menacé ñële lenn rek lay def comme remarque mulaaxada mooy ni njuumte la bi ñu demee ba foog ni médiation bi objectif mooy ñu annuler situation directive loolu moo tax suñ ñëwoon waxtaan ak man ak samay nit man tamit ñi ma doon waxtaan ak samay avocat ak ay nit yi nga xam ni maa bokk ak ñoom déggin ci diine ak liy xew ci Sénégal kon dinañ xam ne man sama objectif nekkul woon daw tribunal sama objectif nekkul woon ñu bañ ma yóbbu ci kanam procureur parce que bu ñu demoon ci kanam procureur am na lu bëri loo xam ni mënoon na sax nekk avantage ci man ma leeral ko te loo xam ni du leer ci presse bi ak ñoom yu ñu doon nëbb yoo xam ni mën na faa feeñ kon vraiment objectif mooy li ma wax sànq nekkul woon wooy nañ fexe ba imam Kanté juboo ak Wally Seck nangam ak nangam déedéet ak nañ fexe ba ñu annuler citation directe bi jàmm am ci réew mi loolu erreur la ci démarche boobu beneen bi nag li jëm ci mbiru imam si boobu bu Jamra waxtaanoon nañu loolu dama koy dëggal bi ñu defee émission bi génn jot nañ waxtaan mu ne ñun dinañ ci dox mais li Mame Makhtar wax rek moo ci nekk ma ne ko waaw am ñeneen woo nañ ma après ku nekk war nañ cee dox ma ne ku nekk daal loo ciy dox ba émission bi ma mujjee def le samedi matin petit déj ci Walfadjri maa ngi wax ni ñu bëri dinañ wax ne xam naa imam Kanté dana ma nangul nangam danañ dox nangam mais na ñëpp xam ne li ma engagé mooy li may wax di ko bind te ñaar moo ma engagé mooy demandé wu ma kenn def médiation ci sama tur ñaareel ba mooy xel xalaatul sama diine xalaatul may excusé wu parce que tooñu ma te bu amee ñu war a excusé wu ñële lay doon kon képp ku ne woon da nga war a jóg pour médiation waroon nga bàyyi xel ñaar yooyu ma wax te nga bañ ko def sa yëfu bopp rek di dem mais da ngay bàyyi xel imam Kanté ci boppam nga xam ni mooy ndayu mbir mi ci coow li moom li mu wax nga bàyyi ci xel bu ko defee nga bañ a jum sa démarche ba pare jokkoo ak moom lu jëm nag ci imam Diène dafa am leen lu ma bëgg a njëkk a préciser mooy attention bi tey dafa ñëw nee na ci turu association des imams et oulémas du Sénégal mais am na question bu ñu war a posé te man am na journaliste moo ko posé ma tontu ko dama ko ni mais est-ce que imam Diène moo yore association bi dégg naa Mame Makhtar léegi mu wax association imam ouléma du Sénégal te imam Diène jiite ko non jiite ko. non c'est le secrétaire Alaaji Moustapha Gueye moo ko jiite. secrétaire bi la kon président bi
nga xam ne mooy kilifa association mooy Hadj Moustapha Gueye. Hadj Moustapha Gueye journaliste bi woo na ma di ma laaj contact ma ne ko yoruma ko mais laaj ko imam Diène moom mi ñëw tur association bi mu ne ma laaj na ko mu ne ko dafa tukki mu ne ko waa na ko jox contact bi mu ne ko du ko jox. kon lan la ñuy nëbb foofu est-ce que El Hadj Moustapha Gueye yëg na démarche bi ba ñuy mën a wax ci turu association des imams et oulémas du Sénégal ñaareel ba même bu doon ne yëg na ko sax mayu leen sañ-sañu ñuy wax ci turu imaamu Sénégal gi yëpp parce que am na fi yeneen association imam rawatina ñu ñëw foofu fa lañ wax loolu tam war la leer. jërëjëf imam Makhtar Kanté Adama ma dellusi ci yow mel na ni Makhtar Gueye maam Makhtar am na benn imam bu mu joxoñ ci seen mbootaay gi. waaw rafetlu dam waxee. ndax nee na Jamra dafa complot ak ñoom ak Diène te Diène 2013 la ñu mujj a gisee booy woote imam da ngay maanu wala mënoon na ma laaj ba noppi mais daf ñu attaqué nee na démarche bu ñaaw bii ñoom imam Diène def di tuutal manto imama wax ne imam Kanté tooñ ba pare naan ñu ngi jéggalu ci imam Kanté ñaaw na rawatina Jamra moo def loolu en complicité avec l'association tooñ nañu ba ci kanamu yàlla alors moo tax nag ma wax nii mayal Adama mu tontu waaw damay jeexal moo tax ma wax nii je le répète ici démarche bi association des imams et des oulémas def te El Hadj Oumar Diène nekk secrétaire général bi ça ne nous engage pas parce que ñoom waxuñ ñoo ñun déclaration ba ñu distribué jox ko presse yi ça n'engage pas Jamra kaddu yi ñu fa yëkkati te ñu ñaawlu ko naan kii moo tooñ ak na jéggulu ça n'engage pas Jamra wax naa la ne que ñun dañu jógoon comme on a l'habitude de le faire parce que jote woon naa fekk Alioune Tine mu porté ma plainte pour diffamation parce que xam nga rajo dañu exfiltré benn góor jigéen bu doon saaga ma Makhtar mayal Adama mu tontu Adama doy tontu waaw man de li may tontu rek mooy sëñ Mame Matar dañuy dama am lu ma ko bëgg rek conseiller loo xam ni sama maam daf ma ko yàgg conseiller mooy daf ma daan wax Adama bul maslaa ba ñu maasaale la ñoom nag damaa defe ni demam boobu mu def foofu moo ko jural xanaa imam boobu sax waaye téeméeri junni millions yi sénégalais loolu lañu xalaat boo demee ci réseaux sociaux yi ñu ngi ko fay wax loolu maslaa da koy indi waaye sëñ Massamba Diop ci boppam imam Massamba Diop moom ba yëf yi jeexee ci saas yi moo njëkk a posté ci leeral ñëpp di ko dégg man mi sax yónnee na ma poste bi ci sama WhatsApp ni lii Mame Matar Gueye doon doxi santuma ko tey santuma ko ëllëg xaj na nag alhamdulilah après ñoom gise nañu seen biir ba mujj def seen ba mujj arrangé wu waaye loolu du kenn tuuma donc bu ci mere kenn nit mbir mi mooy toujours di def sa autocritique dina éviter ñu dugal la ci yenn des fois sax piège day doon ñu dugal la piège boo xam ni dafay am lu bëree bëri lu mu yàq ci sa kii deuxièmement loolu boo mooy tamit tey non man li may wax moom daanaka waxuma sama wax dama ni imam Massamba Diop moo ko posté loolu tos boobu laa la poste boobu it kenn forcé wu ko moom moo xool ba boppam kii mu posteel ko boppam tontu ci poste boobu donc man jàpp naa ni ñëwuma pour attaquer kenn Adama yow sax li ñu war mooy Adama wuyu ma yow bu ma la déggee waaw li nga wax lu leer la mooy yow maam Makhtar ngay woon na ko sa maam na la woon maslaa bañ maasaale la baaxul mel na ni ñoom maslaa moo leen yóbbu fañ doon dem maa ngi ñëw bi ngeen demee ci maslaa boobu nag bi ñuy sànni xeer yéen ñi fa nekk yëpp la ñu boole waaw loolu tax ma ni loolu moo leen dugal ci loolu may ma yeggale ko mu daaneel ma jox la kàddu may ma yeggale mooy plainte bi ñoom par expérience waa Jamra ndax kenn ëpp leen expérience ci combat yi waaw ku mu mënti doon nag waaye par expérience xam nañ ni Abdou Latif Gueye ba mu fi joxee liste franc-maçon yi porté woon nañ ko fi plainte waaye xam nañ ni plainte boobu du mujj fenn la preuve ba sa chef religieux xamee ni ñii ko caaxaanuñ ci seen plainte ci la sëñ Abdoul Aziz ci baatu sëñ Mbaye si mi joxe ndigal na ñépp daje tribunal bu bés ba foofu lañ jëlee plainte ba classé ko sans suite donc bii aussi ñoo ñëpp leeroon na Sénégal ni lu yàgg ñoom defuñu sax ba koy yëkkat di ko yóbbu tribunal ndax bu boobaa Sénégal yëpp dinañ fa dem léegi nag aussi beneen position dafa am loo xam nit ñi il faut être clair mooy ñun avant tout
suñuy valeur ak suñu diine la ñuy défendre tey bu ñu déggee ci biir conférence bi sëñ Mame Matar di ñaanal Wally ci avenir am ak di ko wax ni pare naa la encadré ci domaine boo xam ni Papa Thione ci boppam dafa am débat boo xam ni amoon na ca fële Walfadjri débat ba Sidi Lamine moo ko organisé woon waaye Thione dafa woote carrément musique dagan na wala araam na Thione woote ni man li ma jàpp mooy dafa araam parce que foo xam ni góor ak jigéen ñoo fay daje jëkkëru jàmbur jabaru jàmbur jaxasoo góor ak jigéen caaxaan ba fajar dëgg man jàpp ma ni dagan na moom dafa ko wax franchement te émission boobu. moom Thione Seck léegi loo xam ne moom jugé na ni dafa xaraam moom mi ne ci biir milieu bi jàpp naa ni koo ci conseillé da nga koy conseillé mu jóge ci waaye tamit nga ñëw nga condamné ko fermement parce que gi nga njit boo ko condamné wul fermement da nga koy encouragé boo ko yëgee boo ko yëgul alors kii dafa toll foo xam ni dafa mat a condamné parce que li daan ci justice multirécidiviste la Wally dafa bëri yoo xam ni def na ko fi ci yu mel noonu donc bu mel noonu boo ñëwee da nga koy condamné fermement ndax moytu donc tey jii ne nañu dañu njëkk a jaar ci moom pour waxtaan ak moom ba dënnam wàcc waaye dënnu sénégalais population sénégalais lañ tooñuñu Thione tooñuñu Wally population sénégalais ak jullitu Sénégal lañ tooñ ndax léegi dinañu nangu nañu góor jigéen Adama ñuy jël ki ci yoon wi te ñëw allo waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Tidiane naam oustaz yàlla na la yàlla fay mbokk mi kan la yàlla na la yàlla yéen kan la wala day jooy xanaa Cissé nga sant voilà léegi waaw Mame Matar ndax sénégalais yaa ngi ñuy déglu yàlla dimbali nañu te du lu ñuy bàkkoo mbiru yàlla la février 83 lañu si jot si mais Mame Matar bëgg naa nga leeral Adama junj na loo xam ne ñu bëri la ci ñu bëri jaaxal na leen ci position boobu 36 ans ñu ngi dans le combat di góorgóorlu nag di jóg di daanu di fakkastalu ñi di ñu leen tëj ñi di leen rey la ci ñàkk na ci bakkanam et cetera kon suñu combat yàlla la ñuy jëndanteel waaye du doomu aadama yi bu li ñuy def bu neexee yàlla doy nañu du ñu seet ndax Massamba nii la ko gisee Mademba nii la ko gisee premier affaire bi may leeral mooy li mu wax ne Massamba bi bind na yónnee na ko comme moom et cetera man mii yónnee na ma ko ba ma ko yónnee dama ko ne ko tu as parfaitement raison parce que réunion bi ñuy def te nga mandaté ñu Max Moustapha Sy pour ñu dem gis d'abord le plaignant et ensuite le mis en cause ba nga ñu yónnee tu as parfaitement raison yónnee woo ñu pour ñu dem à une conférence de presse waaye ñun dañuy ñëw rek fekk une conférence de presse def ma ne ko mise au point bi nga def ni man maa ci jëkk ànd deuxièmement d'accord naa ak yow imaam ak may dégg li nga wax ne yónni woo Makhtar pour mu wax dans une conférence de presse il a raison parce que ma Makhtar ma jël ki ci yoon wi te ñëw allo kooku ñàkk nañ ko mel ni dem alors parce que encore une fois conférence de presse wu imam Diène kii association taxuñu woon a jóg dañu demoon pour gis Thione en privé bu ñu fa jógee war a gis imam Kanté en privé mais Mame Makhtar ma ne Mame Makhtar comme yéen dañ leen yónni woon seen yoonu bopp ngeen fekk fa imam yele wala association imam yee ñuy dox loo xam ne même d'accord leen ci mënu leen woon a ñàkk a jël kàddu yow bàyyil ma wax la li ñu dal lan la et je prends ma jël ki ci yoon wi daam kan mi ngi wootee Fass Barigo allo daam asalaamaaleykum Cheikh Tidiane maa ngi lay ziar maa ngi la koy delloo daam di la ñaanalaat di rafetluwaat sa taxawaay di ñaan yàlla lu ñu ngay simb ci seen mbir yàlla na gis lu raw ñu jotaat amiin ñu bokk ko lu nga bisalaay man li may wax rek mooy Seck ak Wally Seck doomam li ñu goon waa Sénégal di leen ko defal ndax dañoo jàllale seen promotion ndax man imam Makhtar bi maa ngi koy déglu mu ni doon nan la ko Sénégalais yi gis boobu moo doon gën a rafet tey mu représenté wu foofee pour seen ci bi yàlla maanaam dugal nañ leen ci pièce boo nga xam ne tey ñoom li ñu bëggoon jàll na te tey mbirum góor jigéen fii ci Sénégal war nañ ci am seen position boo nga xam ni waruñu ci am ay raay lañ teg gannaaw ak ànd geen di taggu ci wante war nañu wax ci taab Mame Matar war na wax ci carrément li gëm bu fekkee dafa daanu ci pièce bi mu ni man daanu naa Sénégal yi yëpp comprendre mais Thione Seck ak doomam daal li ñu bëggoon Sénégal defal nañ leen ko mooy seen promotion jàll na te lu mel ni war nañ ko arrêté te imam ya fa demoon tey waratuñoo taxaw ci ñun bar naan dañuy jéem a ko dañuy mot yi imam
loolu rek laa amoon li may wax di leen jaajëfal wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam jërëjëf Dame ngay wootee ca Fass Barigo. mais nii bu ñu ko continuer chaque 2 minutes ni dugg nit ñi duñu am leeral bi ñuy soxla. waaw waaw mais xam nga rek waaw d'accord léegi émission bi lii ci la bokk. waaw d'accord alors bu ko defee. imam maa jëkk approuvé li mu def. ndax loolu taxul mu yónni il a raison. ñun dañuy ñëw jël rendez-vous ak moom pour bu ñu ko gisee après jël rendez-vous ak Kanté. mais mënoo ñàkk a wax. alors léegi nag. li nga wax ne mënuñu ñàkk a wax. je prends Adama à témoin. pour nga xam si yan circonstances la ñu jëlee parole foofu. allo Cheikh bi tey. naam. waaw Imam Makhtar maa ngi lay déglu Kanté waaw waaw bisimilah Kanté. waaw mu leen ñu déglu bu baax a baax. benn tomb bi. li may jëkk a wax man ci mu dégg ne collectif ànd aar jikko yi. am na ko ci waxoon ni association des imams et oulémas du Sénégal dañu def seen caaxaan boobu en complicité ak Jamra damay nangul Mame Makhtar ne wax boobu ëpp na. parce que soo waxee en complicité en tout cas ci tubaab day mel ni daal ñoom ñaar ñoo ko lalandoor doxandoor ko jàppalante ci te wax dëgg yàlla gisewuma ko noonu. jàpp naa ni kon wax boobu exagération la ëpp na. kon nañ seet leneen loo xam ni mën nañ ci gis ne démarche su Mame Makhtar am na erreur parce que soo gisee may wax loolu ñu bañ a jaxase lépp moo tax du ma ne sax démarche su Jamra am na erreur parce que ni ma la waxee sànq démarche su Jamra ci wàllu médiation ak imam si boobu jotoon na wax ak man ci principe bi ak ñeneen kon ci foofu mënuñ fa jam fenn ci Jamra li mu def mais wax naa la ni suñ waxtaanoon ak man dinaa leen wax ne objectif bi ce n'est même pas ñu annuler citation ce n'est même pas may jubóog coon même bi tey loolu sax tam erreur la mais boo seetee ba seet bi tey mais citation directe bi coon defu ko ki ko def moom kenn nangootu ko tudd ci yëf yi xale boobu daal man niñ ko yërëmee di ko raay daal man jaaxal na ma ci réew mi xale boo xam ne lu ko neex lay def sànni symbole yi ko neex mais su coow jotee rek ñu ne ko ñukk di wax ak papam mais Wally Seck il a plus de 30 ans c'est un magistrat moom moo def citation directe wut avocat am këyit bi ma jot moom moo kon kay suñ doon wax sax dañu war a wax imam Kanté toog ak Wally toog su ko defee sax su Wally waxee ma wax ko li ma koy wax mu wax bàyyi mën na wax ne ah sama doom de yaruma ko ci lii et cetera mais xoolal Wally moom dañ ko teg fële conférence presse ba ñëwul bàyyam moo toog dafa mel ne kon jubóole bi sax daf entre guillemets li ñu tuddee jubóole entre man la ak coon man loolu ba tey lu ma jaaxal la mais amul problème entre man ak coon kay dafa génn di défendre doomam am na ci droit man ma génn wax l'islam bi yëpp di ma défendre imam yeeg ñëpp loolu tamit mooy li ma doon xaar ci ñoom kon question boobu laay wax gisuma erreur ci Jamra. d'accord mais Mame Makhtar laa foog ni moom moo def loo xam ni mënoon na bañ a demee nii mooy que bi mu ñëwee fekkee conférence de presse expérience bi mu am war na ko may dal mu ne lii daal comme xaw ma la te dañ koo togg de fekkeewu ma ko du ma fi jël parole wala boo sooy jël parole sax nekk pour clarifier mën na nekk jël parole Mame Makhtar xool nga ko il est éloquent xam ne lu muy wax ragalul kenn yàlla la jiital kon mën na jël micro mu daal ne journaliste yi écoutez man j'ai été effectivement dans le groupe des médiateurs de Jamra j'ai été mandaté par notre président mais dañu ñëwoon pour gis cette famille far ñu tombé fii cette conférence de presse donc ça soit clair que ni conférence de presse bi indiwuñu fi mais nag toog nañ déglu ko mais rien ne nous engage dans cette conférence de presse on vous dira plus tard ce que Jamra va faire peut-être que yomb na nga wax ko léegi mais ala kulli xaal expérience bi ak tension bi ni mu woon kon Makhtar pour man foofu la defee mais wax dëgg yàlla du ma jàpp ne Mame Makhtar dafa nekk complice ak imam Diène ak ñooñu mu àndal pour ñu ñëw yàq sama der pour ne tooñ na pour ne nañ ma jéggalu loolu vraiment bëgg naa mu leer naññ ci ñiy déglu. jërëjëf imam Kanté encore maa ngi insisté doog la joxaat kàddu gi bi tey. maa ngi insisté encore bu baax que ni association des imams boobu dama foog ni sax waruñ wax seen tur nañ wax imam Diène ak ki mu fa àndal imam Thioub xaw ma nañu leeral bu baax est-ce que Hadj Moustapha Gueye yëg na démarche bi ba ñu mën a wax ne association des imams oulémas ñoo dox lu mel nii loolu ba tey lu ma yitteel la. jërëjëf jàpp naa ne xañ ne ñoom danañ ci tontu Alaaji Moustapha Gueye bu fekkee mi ngi ci réew mi bu ko déggee dana tontu ndax ñu bëri rafetlu wuñ démarche bi waaw léegi maa ngi lay remercier turando imam Ahmadou Makhtar Kanté damay compléter sa information rek parce que dafa wax ne mbir yi li coow li bëri yëpp gisuñu fenn fu ñu waxee ak Wally ba dañ ko tegee fële yërëm ko bàyyi bi rek la ñu waxal foofu am na tuuti njuumte Wally maa ko jëkkoo presque 20 minutes au téléphone jotaay boobu la ñëwul woon maa ko jëkkoo la ma ko wax dégg na ko de ndax Seydil Abdou Aziz Sy Dabakh dafa ne yaddaange
su amee seede rek dootul yaddaange xaste la ndax xam nga yow ma toog ci sama ay biir morom def njombe yu rëy daw toog di waxtaan nga am loo ma yedde nga ne Maxtaar kaay ma ñëw nga ne ma waaye sa yaay nee na ma yaa def lii rafetul damay rus daal di jubbanti waaye boo taxawee nii fekk ba samay birom waaye li nga def nag ñàkk jom damay forcer ne la yow yaay kan daal di la daggal saa ngay fippu voilà kon nag yaddaange su amee seede dootul yaddaange xaste la waali wax naag moom 20 minutes téléphone te la ma ko xam na ko diggante jullit ak moromam deuxième chose maa ngi doon wax ne je prends Adama à témoin dañuy dund lu mel nii maag moom c'est-à-dire 2 démarches parallèles ñoom seen comité de défense de valeurs morales te jëmm ju tedd ji sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall di jarbaat ci sëñ Mountakha Mbacké khalife général des Mourides di arrière petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall te Adama bu ànd ak moom di liggéey ci biir kuréel boobu ñoom dañu amoon démarche bu rafet mu di série yu bon yi yàq jikko xale yi ñoom ñu jóg ci avec prétexte série bi mujj te di def ay dégâts ci jikko yi di daganal njaaloo ko yu bon muy maîtresse de nos mariés man yëguma ne ñoom Adama defoon nañ plainte Imam Massamba defar plainte signé ko ñu tampo ko maa waroon dem CNRA déposé ko mais naka la ma Babacar Diagne ne ma am na plainte bu fi jiitu ma ne ko ban la mu ne ma comité de défense des valeurs morales ma ne xaaral ma woo Adama Mboup ma woo Adama mu dëggal ma ko ne ma suñu plainte mu nga fa depuis janvier xaw ma lan ma ne Imam Massamba rafetul 2 organisations religieuses mel ni ñuy wujjante pour un même combat imam ne ma kon imam ne ma xottil sa plainte ñun ñu bootu ci plainte ñoom Adama am na wala am ñu daal di bootu ci plainte bi maa Adama la Babacar Diagne convoqué muy avocat may avocat ñu xeex ba li ci am yëpp am gis nañ ko umma islamique am na ndam parce que ñii ils sont en sursis bu ñu génnaatee lu mel ni ñu dóor leen 5 millions d'amende alors loolu moo ñu dal Kër Thione Seck dañu ñëw fekk ndekete nettali naa ko sànq l'association des imams et oulémas am la même démarche que Jamra Mame Makhtar mel na ni Mame Makhtar doonul rafet ñu ñëw di wujjee waxtu wi li ci des bëreetul voilà léegi ma jox la 2 minutes nga tënkal ma mbiru góor jigéen yàqateem ci société bi nu mu toll te nga tàggatoo kon de li nga doon wax ci Jamra moom bàyyi ko dañu ne Jamra yow dama lay defal beneen jotaay dafa politique loolu xam nga tuuma la da ñu tuumal kay bàyyi waaw nañ yokkal nañ ma yokkal nañ ma léegi Jamra ci seen bopp waaw ñu bëri dañoo wax ne da ngeen a dévier seen combat voilà dévier combat bi mooy boo comparé Jamra jamono Abdou Latif Guèye waaw ak Jamra seen jamono yéen ko mel ni sore na fukki mbubb ak yaramu Jamra affaire diggante Latif Guèye étape yi yow fekk nga lépp ndax duma xale doo xale xam nga ne bi ñu état bi joxe suñu récépissé en février 83 daf ñu jox rek xeex bi commencé contre la drogue en 85 contre les lobbies maçonniques ki ñu jëkk attaqué mooy benn ambassadeur Abdou Diouf c'est lui qui nous avait porté plainte te Adama Mboup junj ko léegi ba xalif yëpp sëñ Abdou Aziz Sy def si audio mu ngi ci YouTube bi sëñ Baye Seydi Thiaw bu njabootu maam Seydina Limamou taxaw ci sëñ Abdou Lahad boole ñu ak sëñ Muntaxa ne leen boole naa leen ak kii loo leen soxla rek essence oto xaalis mu jox la sëñ Muntaxa mi yëkkati na alal ay yoon jox ñu doon def tournée donc bañ jógee ci loolu yàlla dimbali nañu au plan international xeex nañu avec Xavier Pérez de Cuéllar ba le 26 juin léegi journée internationale de lutte contre la drogue la mosuñu koo bàkkoo mais ndamu Sénégal la Jamra ak Marissar Mbodj ministre de la santé ñoo ko liggéey xeex nañu ba imam ya nekk xurum bukki fii ci Caaroy quartier bu yéeme drogue prostitution sëng tout damay tënk waaye Jamra moo ànd ak imam yooyu def benn dànk dajji néegi fi ñuy jaayee sàngara ak fi ñuy prostitué génne bagage yi teg ko ci diggu penc mi taal ko rebaptisé xurum bukki léegi sant yàlla lu tudd Jamra xeex na fi ak Salman Rushdie jàpp téere yàlla bu tedd bi juutal ko ñu ne verset coranique mu ne non verset satanique maam Abdou Aziz Sy jàppale ñu jullit yëpp a jóg ñu xeex ba livre bi ñu génne ko Sénégal ainsi de suite am na ñu ci loru Baye Dame surtout Baye Ablaye Thiaw ci lañ ko daxee ci place am na ñu exilé wu comme dégg nga Keita bari nañu ci loru ñi ñàkk nañ seen liggéey ñi seen say tas na Latif ñàkk na ci bakkenam kooku beneen émission la laaj yooyu yëpp nag yàlla dimbali ñu ba mujj gi ñu ne am na résultat yoo xam ne bu ñu ko bëggee te demuñu fa ñee nasee ak di noccee looy lu dul nekk ci mbedd yi di kaas ak di defi marche du sotti moo tax Latif dugg ci pencu politique ba am ci poste député la Jamra doon xeex 20 ans mu ne këcc ne jon yàlla defal ñu ci ndam moo di la loi 2007-31
qui criminalise le délit de trafic de drogue. Alors, donc, maak Imam Massamba ñu ngi liggéey ci benn livre de compilation des 36 ans de combat de Jamra et de réalisation concrète pour que askan wi ak ñi ñuy yàq seen xel ak ñiy këf jëf ak di sàcc. Maam Maxtaar alors bu ko defee nag ñun Maam Maxtaar ma ñëw parce que dégg naa la mel na ni daleel nga ñu Jamra ci ligne bu sori. ci combat yu bëri yoo xam ne def na ko manee na ko am ci résultat yoo xam ne dañ koy làmb daj ko nangul nañ la ko gaa mais fi may waxee mooy buñ xoolee xew barki démb boo njaay ci kër Thione Seck nga mën a taxaw yow Maam Maxtaar en tant que ku bokk ci Jamra xam ne lu bon lay xeex dégg li Adama wax léegi ne Thione wax na ci émission Walfadjri boobu ne musique dafa araam nga wax ne léegi Wally buy solu colaa yi yaa Jamra mën ngeen koo solal dafay jaaxal nit ñëpp kon Jamra miy wax tey nii ak Jamra mi ñu xamoon démb man la benn ma ñëw benn loolu dafay jaaxal ñu bëri looloo tax ñu bëri jàpp ne kon Jamra dévié nañ ci seen combat loolu war nga ñoo leeral waxin boobu lan la loo ci jublu léegi maa ngi ñëw man def naa fii jotaay yoo xam ne contacté leen Jamra lu tëy mu të avortement médicalisé ma gis ne Jamra nañ ci am coow yu bëri yu ngeen ci coow contacté naa leen ci ba tëy mënu ma fexe am kenn ci yéen loolu jaaxaloon na ma ak Adama def nañ émission yu bëri contre l'avortement dam jaaxal ma léegi na yow sa plateau mais boo ma woon man ma ñëw waaw bisimilah tontu ci yooyu alors bi may jël parole ci kër Thione boo wax suñu digganteeg Thione et cetera parce que Seydina Mohamed moo ñu boole dafa def benn clip si tuddee ko Rasoul fa la ñu xamanteeg moom boobu waalee ngi am fukki at c'était en 95 bi ma waxee itam danger wu lobby yi ba dama ne yow Thione ak waykat yi nga bokkal génération mën ngeen waat ci yàlla ne lobby mosul jéem a am bunt ci yéen mu ne ma kay ma ne ko xanaa ñu jéem échoué waaye yu jéem nañu Wally nag c'est le Benjamin du showbiz plus fragile parce que jeune par définition da nga fragile ma ne kon bu leen ko seetaan di ko bàyyi ak sagoom bu leen ko bàyyi muy def lu ko neex fekk amoon na ay jeunes journalistes yu toog ci suuf ma ne leen yéen ñii toog te war a tolloog Wally génération ku mu nekk ci yéen bu doon moo sol tey le t-shirt arc-en-ciel te muy symbole de reconnaissance des góor jigéen du monde entier ku ko soloon ci yéen kenn du leen faale mais ne waaye Wally nag c'est différent parce que yàlla moo ko may jeunes yu bari topp ko dafa am mbooloo yàllaa ko dogal ma ne par conséquent acte bu mu posé ak kaddu bu mu yëkkati day am un impact très fort sur la jeunesse ma ne par conséquent Thione sa doom bi bu leen ko bàyyi ak sagoom na ngeen di xool ses tenues vestimentaires na ngeen di xool ses tenues de scène ma ne même Jamra est disposé parce que xam nga ñu amoon nañ fi tour théâtral islamique metteur en scène bi tailleur la c'est un styliste day ñëw ay tenues yiw alors jaral nañu ñu jël kenn ba mu di leen baaxee ay conseils pour que Wally di sol yu yiw waaye j'ai jamais dit parce que bande yaa ngi fi Matar va intégrer le staff de Wally wax ju ñaaw alors bu ko defee ba loolu leere yaa ngi wax musique dafa xaram et cetera dinaa la fi def révélation non waxuma dafa araam dama ne Adama moo ne waaw d'accord Thione Seck moo woote ci émission ba ne musique dafa araam d'accord waaw d'accord duggaguma ci araam ak dagan dama ci bëggee def araam ak dagan kay may def plateau ci musique ma defal la benn scoop si sa émission je viens d'en parler Latif Gueye dafa am bés xam nga rek ci mën a kafam mu daje ak Dil Jaxu Bibson ak Big D ñëpp xàmme leen di ay kàngam ci wàllu rap musique rap dafa yabanteeg ñoom ay xaritam lañ mu ne yéen danaa leen porter plainte nga ne déet waay imam mu ne kay dinaa leen porter plainte pour usurpation de droit d'auteur parce que yéen rappeurs yi gis naa thème yi ngeen di jël langage yi ngeen di développé dafa mel ni da ngeen di sàcc ci discours yi Jamra ndax maa ngi gis ngeen di yadda xale yi ci ñàkk jom ak di leen di wax lu leen wóorul ak di toppandoo nasaraan yi ak di def du mimétisme des sous-cultures occidentales yooyu discours yi Jamra la après doo doon taf ak ñoom xam nga lu ci mujj ñetti rappeurs yooyu ils sont vivants ñu ngi may dégg Bibson Big D ak Bil Jaxu Bibson di taalibe Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass bu ñëpp ràññee xam nga lu ci mujj gars yi ne ko waaw mais imam comme que noonu la tey ñoo def partenariat la ti ne pourquoi pas parce que xale yi comme que pour dugal seen bopp à cause de la mondialisation des nouvelles technologies et de l'influence extérieure comme que pour dugal seen yóor yi xaala laaw xaala rasulaa dafa metti man je suis d'accord ñu fekk leen ci seen domaine yéen di jàllale des messages islamiques gars yi ne ko d'accord xam nga lu ñu mujj Youssou Ndour mu ngi may dégg abal ñu studio bu ñuy wax xippi mooy fii TFM nekk tey aux Almadies Latif daje fa ak ñetti rappeurs yooyu Big D Bibson ak Bil Jaxu daa di jël aaya Seydina Mohamed bu am solo hadis bu am solo wama shahibna ila bima alibna oh vous les croyants évitez de témoigner de ce dont vous n'êtes pas sûr de science certaine
alors Latif def vocal bi après ñun ñu dem ñoom ñu def habillage musical bi. jërëjëf léegi kon nga tënk ma dem ci waaw d'accord c'était pour te dire que suñu collaboration avec les jeunes dans le milieu du showbiz ça ne date pas d'aujourd'hui parce que ñun dañ jàpp ne waruñu leen taxañ beddi leen sànni leen géej Seydina Mohamed dafa ne koo bëgg a indi ci siratal mustaqim tendre ko une main fraternelle di nga ko mën a soppi te di nga mën a dooleel umma islamique bi moo tax souvent dinaa dégg say naataangoo yi di citer dans ce sens mandikat ba fanaan ca baar ba xëy di laxal ñëw ci biir jàkk ji tekki tubayam saw saa bay jóg ne dañ koy rey Seydina Mohamed ne bu leen ko laal bàyyi leen ko mu eggali ba noppi mu ne diw mu ne ko la bayk mu ne ma dama ko sotti ndox mu sotti ci ndox mu ne sobe bi dañ na waa ji nag li muy mandi yépp yàlla may ko un tant soit peu de lucidité mu ne kii ak nu ma sowe ak tooñ bu rëy bi ma def fi mu sukkandiku ba def acte bu noble bi lu sell la war doon daal di ñëw nag jërëjëf Mame Makhtar xam naa fi ngay waxee mooy yaa ngi ñuy woo ci baatu xikma voilà nañu xëcc ñëpp rek alquran ñu jubanti ñëpp rek alquran moo ñu wax ñu jëfandikoo xikma xam nañ xikma bu baax jàpp naa ne waaraate ko bu ne xam nga xikma ak place boo ko war a teg mais place baatu xikma it fu nekk dafa am fu mu war a placé wu jombu tey ñëwaguma ci jotaayu musique su ma ñëwee ci jotaayu musique danañ wax dagan na wala dafa xam man dama doon joxe misaal ne Adama mii moo wax ne la coon ci boppam woote na ci émission Walfadjri ne moom ku koy def la d'accord gaa mais xam na ne daganut man foofu laa doon waxee bu ñu demee ba ak si jotaay bi ne war nañ ko def wala ñu ko war a def ndax war nañ ko ñoom big di xam naa ko baax nekkoon na fii ndax big di war nañ ko bàyyi musique wala déet waaw lañ ci war nañ ko wax waaw mais ñoom mbooloo moo leen topp te dañu bàyyi mbooloo bi topp musiciens yi ñu bàyyi leen ñu mel ni ay xar di dem dañu war di dugg seen domaine di jàllale ay message ñu ñëw ci yow gannaaw boo xam mel ni tawb bi yàgg nañ ci trop ma ñëw ci nan la ñuy jeexitalee yàq góor jigéen ci wàllu ci jikko yi nu muy jeexitale waaw léegi fi may tënk bu gaaw laay def ndax xam naa temps bi xat na ci des bari te mooy ñun ndamu Jamra depuis sëñ Abdou Latif Guèye dañ jàpp ni ndamu l'islam ndamu Sénégal yépp la moo tax toujours dañ leen di ñaanal ñuy am ndam waaye ci biir loolu aussi nit rek moo mat ku ni dama parfait amul nit dinay juum bu juumee da ngay reconnaître ni juum nañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom rek moo dul juum ce qui fait que ñun tey président Macky Sall bu juumee dañ ko naan juum nga d'accorduñ ci jàlla man lay bu defee dëgg dañ ko naan bravo waaye tamit noonu ñu ko koy defee di ko def ci parti opposition yi ku ci juum ñu wax la ku ci d'accord ku ci def lu baax ñu la bravo waaye tamit Jamra Mame Makhtar mi bu juumee dañ ko naan juum nga waaw imam bu wax ne on est en complicité bi tey d'accord ma ci seen imam bi ne Jamra est complice waaw may ko pare bu pare nañu ba ci kanamu yàlla waaye comme que ajjuma la jéggal naa ko waaye yéen tam wax leen ko ne juum nga ndax li mu wax wóoru ko léegi yow sëñ Mame Makhtar njuumte bi moom c'est-à-dire day loo xam ni defe naa du imam boobu xaj na nga ciblé mais boo demee ba xool opinion bi ci réseaux sociaux bi di nga xam ni des millions de Sénégalais ont dit la même chose. Ils ont été intoxiqués. Comme ils ont dit la même chose. bu ko defee yow aussi da ngay jéem a nangu ni juum nga te ñun ko juum aussi boo taxawee fee ñu ni dañu démarqué yu taxawee fee parce que tamit duñ fa taxaw ak sa njuumte ñu jàpp ni kon waa ànd sàmm jikko dañoo ànd ci. seen njuumte imam tam na ngeen démarqué wu seen njuumte imam Mame Makhtar Gueye defi ca kër Thion. voilà imam Massam moo am franchise moom ci boppam posté ni ma d'accord ma ci. waaw na ngeen tëddee njaaxanaay rek waaye loolu amul problème léegi ñun dañoo nekk ci yeneen combat. te ñooñu combat yooyu ñun ñu diviser wu moom mooy seen force ñoom. te réussir ñu ngi koy bëgg a réussir nii te yàlla buñ ko réussir. waaw mooy ñiy xeexal valeurs yi dañu war a ànd. wute nag du ñàkk foog mu am waaye wute warul tax ñu diviser wu léegi leneen li mooy ONG yi nga xam ni tey ñoom ñooy jàppale góor jigéen yi li tax ñu am doole mooy ba sida bi feeñee ONG yi dañ ne woon góor jigéen ñoo ko ëpp liñ koy am góor jigéen nag xam ni ñoom ci àddina dañ leen fi nar a éliminer parce que dañu naan na góor jigéen dakk ñu gaaw ñoom récupérer combat boobu foo créer ay ONG yoo xam comme ACTAB di récupérer fonds yi nga xam ne mooy faj sida ndax nee nañ comme ñoom lay gën a dal nañ leen ko jox ñu jox leen ko ñu jaaree fa am ay milliers de milliards man financière lañ yor jaaree fa nag média yeeg yépp fu nekk ñu ba ci sunu ONG yi fii bu ci ne ñu infiltré ko di ko injecté waaye di la jox it programme parce que dañ la naan tegit booy def sa programme bu ñu ci tudd de bu ne góor jigéen dafa bon arrêté leen da ñuy encouragé ni ñu formé leen association ma leen di financé seen santé ba jël ko ak kii da nga naan pour xeex sida nañu joxe préservatif nañ ko tasaare ci école yi ci xale yi waaye nañ def éducation sexuelle ci école yi
te éducation sexuelle boobu comme ñoom ñoo commandité ñu ne ñu na mujj ci xale yi nangu góor jigéen moo tax it ñiy bañ éducation sexuelle ci école yi xam nañ ko ndax ay docteur ca États-Unis France dénoncé nañu fa mu mujjee ak ñoom ñu ngi koy xeex fii mu ne nii tey 12 associations homosexuelles nekk fii ci Dakar ci Sénégal ñu reconnaître leen kooku aussi te parce que dañu wañaar suñu nguur yi seen loxo ñoom nag wax na ko Macky Sall nee na man ci itélé en tout cas ñoom góor jigéen yi bañ ko ci laaj mu ni du am problème ak état waaye nag population bi moom mënu ma ko garan donc wane na ni population bi ñoo ci war a teg seen bakkan pour dooy bañ a am donc tey jii moo waral mardi dimanche bii 21 dimanche 21 bii di ñëw ginnaaw suba dinañ organiser journée bu mag xeex mbon ca aéroport ca jàkka bi jàkkaarloog aéroport dinaan ko mosquée inachevée à partir de 9h30 pour ñëpp ñëw ci ñu taxaw temm pour xeex parce que bon gi du boobu rek xale bi joggi fii ci kaamil bi loolu duñ ko bàyyi noonu dañ ko war a topp parce que du gën a garaaw loolu amul ngaa kam leen de barki démb def fi clip boo xam ne dafa futti jigéen ba mu ni dung loolu duñ ko bàyyi noonu parce que tamit ñu ngi agressé xale yi pour yàq seen jikko ci série yi comme ni ko Matar waxee aussi yooyu ay programme la programme yooyu dañ ko war a gàttandu waaye en tout cas lu ne rek ñu am tiré ci leçon man tey jii man bu ma juumoon moom mii am na droit Matar woo ma ni ma hey Adama juum nga teggil sa tànk ci fii te boobaa dama koy teg ndax damay xam ni ci expérience la ci complicité des imams non c'est-à-dire loolu moom def na ko waaye tamit yow sa bopp des fois war na balaa booba sax yow comme ni nga expliqué nii noonu nga waroon ci saas yi ba imam Massamba posté ni àndutri nga yooyu nga leeral opinion bi ni que man dew ma woon pour loolu donc voilà loolu voilà bu ko defee parce qu'il est là c'est pas pour lui jeter des fleurs Adama ñaata yoon la jël crédit ak téléphone woo ma Makhtar lii baax na waaye lii d'accord ma ci loolu mooy l'islam su ko defee li mu d'accordul ma expliqué soit ma convaincre wala mu convaincre ma looloo rafet mënoon na dem ci rajo yi mënoon na dem ci réseaux sociaux yi yàq ma lu mel ni xamee mais du ko def boo gisee maag Adama suñu ànd yàgg et ça ne date pas de maintenant sa jamono Abdou Latif la tey ma doog a ñëw c'est parce que sincérité moo ko lalu léeg-léeg Adama dama ko naan d'accord ma ci lii il me donne ses raisons soit ma convaincre wala mu convaincre ma léeg-léeg Adama ne ma Makhtar d'accord naa ci lii waaye lii d'accord ma ci ñu daal discuter mais au lieu de ça nga dem ci réseaux sociaux yi ne Jamra est complice de Imam Diène ñoo def ce complot waaw d'accord Imam Kanté tooñ na ma Maam Makhtar na ko xam nag oui ma maa ngi ñëw foofu Maam Makhtar xam nga boo déggee li Adama wax nii lu xel mën na ko nangu bi ngeen demee yéen foofa te xam ne bokkul leen ñi ngeen fa fekk combat gaa yëpp jàpp ne kenn ku nekk sa xel dafay jàpp ne yéen a bokk combat ba nga génnee rek wax na dëgg da nga waroon def benn déclaration ne tombé dafay waral ay gaaf ñun kat dem nañ ci kër Thione Seck dajee fa groupe bii mais dara takkale wu ñëw ñoom ñun beneen tànk lañu doon dox xam nga kon su boobaa lënt dafay dé parce que xoolal booy jàng laxlar yi dañu lay wax ne la mbala yére bii ma sol bu fekkee sobe daf cee nekk fa in tabasat la wax ku si la saw bu kuloo bu sobe bi lëntee ci yére bi nañoo xas mbala maa ngi ñëw maa ma yeggale maa Makhtar may ma xamoo li ma bëgg a wax fa in tabasat ku si la saw bu kuloo mooy lan nekk ngeen ca jotaay boobu yéen ñëpp iltibaas am na lënt am na kuy wax ñëpp lay atte luy leeral nag sobe si bokkoo ci mooy nga taxaw ne man bokkuma ci loolu rek la je suis d'accord loolu mooy wax ji li Adama wax laa la wax ne la Adama wan na la waa ji li mu wax noonu géetu ci ànd naa ci ak yow waaye xam nga yow jox nga ma plateau ma wax Sénégal yëpp di ma dégg la déclaration de imam Omar Diène secrétaire général de l'association des imams et des oulémas n'engage pas Jamra fa ñu ko doon bind yëguñu ko fa ñu tëju lëlu bind ko yëguñu ko deuxièmement la déclaration verbale ba mu def di damm daraja imam Kanté naan moo tooñ ñu ngi jéggulu condamné nañ ko ànduñu ci xam nga boo ma jox loon plateau du am voilà moo tax d'accord naa ci li nga wax j'aurais dû le faire à la minute près waaye dama bàyyi léegi xaaral ma jox Adama mu daaneel ñu jël imam Kanté te jël si at waxtu waaw fi may daaneele mooy ñu moytu ku mel ni Omar Diène ñu naan ko imam Omar Diène ndax kooku tooñ imaamu Sénégal yépp la te imam Sénégal baax lañ def wute lool ak moom démarche yi muy faral di def yoo xam ni bu ci ne doy na war trop te bu tuubul ci démarche bi muy def te ci kaw l'islam te doy waar léegi man fi may daaneel rek mooy sunu nguur yi laay artu gis nga mbirum góor jigéen ku ci mës a ànd dañ lay menacé nii boo ko deful ñu def la lii xañ la finalement waaye képp ku leen mës a jàppale ba ca France daanu nga ci saa si Taubira Christiane Taubira mi nga xam ne moom la ñu délégué woon ministre mu dugal mariage pour tous pour ñu légaliser ñépp nañ si mën a sëy
bañ ko légaliser tegu ci 4 mois te François Hollande dàq ko moom moomu dañ ci tegee tuuti moom François Hollande mi dooleel loi bi benn mandat la def waaye dafa daganal mariage pour tous rek ci saa si code de popularité am daanu presque 0 ba élection yi ñooy dafa ni man du ma présenté ndax xam naa ne du ma am dara dégg nga kii mu ne Emmanuel Macron mii ba mu taxawee 14 juillet bi bañ ko falee xam nga majorité mooy fal war na ne bon majeure partie des Français moom la ñu àndal waaye le 14 juillet ba topp ci boobu dafa fête nationale France dafa ubbi palais ba ni góor jigéen yëpp nañ ñëw ba ñu xam ne man ñoom laay jàppale ñu nekk fa di yaataa yubbe ba 14 juillet ba weesoo ci la ko yàlla yónnee les gilets jaunes ba tey jii am na problème te wóor nag bu ñu demoon tey élection day daan donc képp ku leen mas a jàppale xamal ci daanu nga jëm dañ lay napp rek ak di la xoy mat ay xaalis ak yu mel noonu te xaalis tey jii amul njëriñ ndax am na xaalisu riba boo xam boo ko kiyee bu la juralul feebar jural ko sa njaboot ngay faju jërëjëf Adama et kon ñu jéem a jàll ci imam yàlla yi booy alak nga baal ma lii lu tax ñu teg ci suñu bakkan mooy ñooñu di jëf ak di leen jàppale yàlla bu doon alak du yem ci ñoom ñu ñëpp lay alagandoo alxuraan daf ñu wa attaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum xaasa nañ moytu taal fitna ndax du yem ci ña ko taal ci ñëpp lay dugg exactement mooy wax te it t-shirt boobu ñuy wax effectivement sëñ Matar ne na bu ko beneen individu soloon du poser problème mais dina poser problème parce que keroog ba ñu nee ñoom dañ koy sol dem ca soirée Wally ba pour wane ni ñoom ñëpp dañuy jàppale Wally ñun dañu dem ca boîte de nuit ba ñu naan Vogue ni leen bu ñu fi ñëwee ñun dinañ fi ñëw ak suñ ñoom dañuy jënd seen t-shirt ñun jënd suñuy perkaal bakkan yu bëri da fi tuuru bu fi soirée boobu nar a am ci la borom Vogue ni soirée boobu du fi mës a am parce que xam nañ ni ku ko mënti sol même bu dul moom keneen ku ko sol yaa ngi sol drapeau góor jigéen yi te ñoom dañ leen ko reconnaître depuis 1978 ni mooy seen drapeau te du arc-en-ciel ndax arc-en-ciel 8 couleurs la ñoom seen drapeau 6 couleurs la pour kenn bañ koo jaawale ak koo xam ne arc-en-ciel couleur yaa borom bi la ci asamaan da koy génne ci asamaan mais ñoom 6 couleurs la 6 couleurs yooyu ku ko sol xamal ni yaa ngi leen di doole yaa ngi revendiquer seen cause te duñ ko nangu fii ci Sénégal ku ko fi bëgg a dëgëral ñun suñu bakkan xañ na ci sa bakkan xañ na. Adama dama dégg nga wax ne da ngeen am jotaay bu ngeen war a def dimanche. góor jigéen yee ko waral wala. bokk na ci góor jigéen yi ndax tey jii ñu ngi def pression ba ñu reconnaître leen 12 associations fii ci Sénégal ñu reconnaître nouveau droit yi ñu reconnaître ministère du genre xam nga mooy lan. genre bu njëkk dañ ñëwoon ministère de la femme de la famille doy na waaye bu ñu nee genre c'est parce que dañ léegi dafa weesu nit ñu bindee ko góor ñu xam ni góor la kii ñu bindee ko jigéen mu xam ni jigéen la waaye dafa am ñoo nee nañu nit ki dafa war a mën a nekk góor fekk booba ñu ne yëf yi ci xel la léegi du ci bind. ci sa xel mën nga nekk jigéen te dañ la ko respecter loolu mooy genre ba jural leen am na maître boo xam maître d'école boo xam ni dafa def boppam jigéen balaa ouverture des classes boo bind ca école ba foofu ca France ni léegi dootul monsieur diw wala léegi madame diw la na ma élèves yi di wooyu madame diw loolu genre yooyu yëpp ñu ngi nii tey ji di ñu ko nangul fii te loolu ñu ngi ko nangu ci kaw ay laïcité institution yi donc il faut population bi wane ni lii ñu ngi leen koy imposer jële ko bitim réew mais d'accord uñ ci lii lañ bëgg population bu ne am na sañ-sañ ni man lii dañ ma koo imposer mais ci loolu ngeen bëgg a daje. ci lañ bëgg a daje. da ngeen def waxtaan wala da ngeen toog taxaw naqaru benn. këru diine yëpp ci Sénégal dinañ yónnee seen ndaw waaye association islamique yëpp dinañ yónnee seen ndaw bu ko defee ñu def benn dànk xamal Sénégal ak nguur gi ni que population bi yëpp a ngi nii ñoom léegi lii lañ bëgg mu dox bëgguñu lii dox. Adama am na lu ma bëggoon nga laaj la ci sa xalaat. waaw ànd defar jikko yi. lu ngeen déggee sàmm jikko yi lu ngeen déggee déclaration bi xale bu jigéen bi def ci imam yi di leen lemloo seen nangamtaani. waaw léegi loolu li ko indi mooy tey ji imam yi war nañu tey def ñoom it contre offensive ci kaw xale boobu waaye ñun ñii population bi imam yi suñuy représentant lañu loolu bu ko waxee population bi dañu war a jóg moom ci kawam. moo xam dañ koy porter plainte wala dañuy exiger chaîne ba muy liggéey ñu dàq ko fa mu nekk ndax tey ji loolu ku ko waxoon tey France wala tey nga waxoon ko ci prêtre yi balaa ngay daaneel état ci boppam mooy ñëw jël si la parce que imam institution la état bi tey ji waroon na ñëw jël si ko parce que dafa attaqué une institution tey ji bu ko waxoon ca keneen heure boobu Assane Diouf mi doon def live yi luñ ko téye du ci sëñ Bassirou Mbacké la wax sëñ Bass moom mu wax dañ koo téye noonu la ñu war a téye xale boobu état dafa war a jël responsabilité parce que nga état bu dul jël ay responsabilité dina yàgg dina dem ba nga xam ne lu jógati
peuple bi ni ñoom ñoo koy fajal seen bopp loolu nag waruñu faa yegg. jërëjëf ma del seet ci Mame Makhtar xam naa li ci des bëriwul léegi ñu bëggoon xam yow yan recommandé xaar ñu jël Imam Kanté kon Imam Kanté moom lañ doon taax imam mel na ñoo ngi ci suñ minute yi mu ji jotaay bi ñu bëggoon xam yan kàddu ngay dénkaane ci li des ci jotaay bi aussi ak xale bu jigéen boobu wax ci imam yi yow noo ko jàngatee ak noo ko déggee mbalee ci leçon yi ma jëlee ci jotaay bi mooy waxtaan bu am solo la waaw bisimilah yow la ñuy déglu ci dëgg ak muñalante wuute yi waaye teg lépp ci dëgg moytu masla ak wax bu nooy buy dem ba dàq dëgg ndax alquran dafa watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr da ngay dégg fii ci Sénégal ñuy wax dañ koy wodd ak yooyu dëgg la waaye nag dëgg la ñuy wodd waaye dem nag ba ne wodd nag ba teg fen ci turu dañuy wodd wax kon dëgg lañ wax watawaasaw bil xaq nañ waxante dëgg te muñalante loolu c'est important beneen bi mooy gis naa ni wute bi am nii ban li ma gis ne am na erreur ci démarche su Mame Makhtar surtout te tam Adama am lu mu ci wax ak li ma wax tam ci ni ñi wax ne complicité la lu leer laa ci wax yaakaar naa loolu tamit Sénégal ñi ñuy déglu ban dañu war a gën a wóolu association islamique ak imam yi gis ne naxuñ leen parce que bu fekkoon lañ leen doon nax kon débat bu mel ni du am Adama wax li mu wax Matar wax li mu wax man ma wax li ma wax yow tam nga posé ay questions yu jafe tontu te yàlla tax pour man kon population bi nañ xam ne kon naxuñ leen mais dañuy défendre ay valeurs léeg-léeg nag moom ay wute ñu jubbanti ko beneen point bi mooy yenn wute yi li ko indi xam nga mooy lan bi tey dama jàpp ne ku nekk sa ruq ne maa ngi defal l'islam maa ngi def sama démarche moo koy indi donte woon sax loolu war na mën a am association yi ñu wute parce que ku nekk am na côté boo gën a mën waaye am na yenn saa yi loo xam ne comme question bi mu ñëwee nga xam ne affaire góor jigéen ak affaire yu mel noonu dugg ci réew mi en ce moment nag day laaj harmonisation maanaam ñiy liggéey ci wàll boobu yëpp am même yëg-yëg bi conscience bi ñu dajoo nag dajale waxuma ay centaine de personnes ñëw dajale ñëpp waxandoo mais ñu tànn ci seen i biir def benn kuréel boo xam ne benn comité boo xam ne technique bu dëgër bu stratégique boo xam ne ñooy wax pour définir benn stratégie buñ ko defoon lii duñu dal parce que Jamra bu fekkoon ñëw nañ waxtaan ak man ak sama groupe ñu waxtaan aussi ak Adama waxtaan ak association imam yi nga xam ni am nañu même yëg-yëg bi kon démarche bi mënoon na bañ a demee nii kon tey Mame Makhtar li mu tuddee xikma ba jàpp ne loolu war na jar nga dem ci musicien naan ko naa la defal lii wala nanga ma nang kon xëy na ulama yi bu ñu toogee ne ko xikma léeg-léeg dafay laaj koo xam ni dafay woote caaxaan ñu yedd ko plusieurs fois mu sax ci di kokkal nit ñi kooku day laaj ñu waxal ko en public danger bi muy représenté et que xikma du toujours rek làqu wax ak nit dégg nga ci ruq kon imam ba yan kàddu ngay tàggatoo imam li may jeexale rek mooy ni nañu xam ne combat bi ñun ñoo ko bokk mooy que ni dafa am lu ñu bëgg a samp ci réew mi lettre Oxfam bi ku ko gis xam ne lii programme la Obama li mu waxante woon ak Macky Sall koo gis xam ne lii programme la Trump yàlla dafa def xëy na moom d'accordul ci affaire góor jigéen moo tax dooleelu ko mais su ko gëmoon kon tey Sénégal foog naa tas na parce que dina jox USAID ay xaalis yoo xam ni mais Canada mi ngi fi Pays-Bas mi ngi fi ak yeneen pays yoo xam ne yor nañ xaalis su mu nekk nii te seen agenda mooy doole LGBT loolu yëpp mi ngi fi. jërëjëf imam Makhtar Kanté jërëjëf yëpp imam yëpp waaw jazakumullah Adama am benn démarche boo xam ni kenn du sañ a am poroxndal boo xam ni da nga fay jaar ba teqale ñu ba finalement suñu moytuwul ñun ñu mujj nekk di werante suñu biir ñoom ñuy doxal seen programme loolu laa bëgg a jeexal. jërëjëf imam Makhtar Kanté ñi ngi ko doon jokkoo ak moom fële ci jumaa jëla nekk point 1 jërëjëf Adama yan kàddu ngay tàggatoo ma tëjee ak imam Makhtar. dañuy tàggatoo de mooy nañu boole force yëpp nga xam ni attaqué nañ ñu bu doon guerre ma ni noonu yi lancé nañu offensive bi jëme ko ci l'islam Sénégal jëme ko sax ci diine Sénégal ndax même waa jàngu yi lépp lañ bëgg a effacé pour xale yi bu kenn gëmati dara comme niñ ko réussir te Europe loolu nag boo amee guerre moom ku nekk du dem ca côtéem di jéem a kii dañuy def union sacrée boo xam ne ñooy jàmmaarloo ak ñi bañ koo négocier ak képp ko négocier nag tamit dinañ tëb boole la ni ci noon yi nga bokk. jërëjëf bu boobaa it ñun suñu yoon nekku ci dañ lay boole ci noonu. jazakumullah Mame Makhtar yan kàddu ngay tàggatoo. waaw d'abord damay leeral j'ai jamais dit que ay yeneen jeunes bu ñu soloon t-shirt musiba boobu du poser problème j'ai pas dit ça exemple bu ma utiliser la pour wax ne un artiste n'a pas le droit de faire ce qu'il veut et j'ai pris l'exemple de Wally yàlla moo ko may mbooloo moom kàddu bu mu yëkkati
acte bu mu posé impact bi muy am ci jeunes yi bokkul ak un sénégalais lambda dem sa t-shirt bi bokkul ci sens boobu laa ko jëlee. mais ça ne veut pas dire t-shirt bi baax na. c'est pas dit ça gan kàddu ngay tàgg. alors léegi damay dellu di wax li Abdou Latif doon wax rek. parce que des coups comme ça il en a subi. nettil naa la sànq affaire yu ñoom in bil jaxu et cetera am na ñu daloon ci kawam. ak yeneen dama bëgg a wax ne kenn mënul taxaw fëgg sa dënn ne mën naa féete islam bi fépp ku ko wax yaa ngi nax sa bopp. kenn mënu ko. islam sàmm ko ak aari valeur am ci benn ponk du ñaar ci benn ponk la saxu Seydina Mohamed wax na ko mooy shura concertation. loolu tax dëgg la ñun di en 83 ba 90 on était seul combat bi metti lool ñu wéetoo ko dëkk ko ak yàlla mais léegi nous sommes obligés comme que kuréel yi bari na et cetera def yi jonction du maag ñoom Adama bu ñoo def jonction ba xeex série yu bon yi jonction la du ñun ak ñoom imam Ababacar Mboup dans le cadre de la coalition non à l'homosexualité et à la franc-maçonnerie ñoo xeex ba janvier 2018 ñu dàq 600 loges maçonniques. maam Makhtar waxtu waaw ci noonu laa bëgg nag ñu saxal loolu te mu doon dëgg ci ñun ñu bañ a naxante pour mu nekk dëgg ci ñun je demande à tous les imams ñu def li Adama di def. il a mon numéro j'ai son numéro ñoom aussi ils ont mon numéro j'ai leur numéro. jërëjëf maam Makhtar waxtu jeex na takk takk wax suñu biir te ñu bàyyi di dem ci penc intoxiqué jeunes yu bari ba pare naan voilà réseaux sociaux il y a des milliers qui critiquent ils critiquent parce que da ngeen wax lu dëgg. jërëjëf maam Makhtar Gueye kon Sénégal fu li ñu amoon ci waxtu jeex na mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tëdd ëttub l'islam lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii lu ci manqué ci matadik ñun ñi ko def la ñoo ngi leen di koy jégalu di leen jox rendez-vous dox daje ba ajuma bii di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب